allo sama sëriñ. waaw salaamaaleykum. ah sëñ bi ñu ngi lay ziare sëñ bi coiffure bi rafet na de wala da ngay wala nu mu demee noonu. man coiffure waaye basi baax man man dégg dégg ma la bu baax lu tax dégg ma la bu baax. waaw man de maa ngi lay dégg bu baax a baax a baax. man tuuti rek laay dégg tuuti rek yokkal sa volume ba. waaw yokk naa ko yaa ngi may dégg léegi. maa lay dégg waa mais pas tellement nag quoi waaw noo def maa lay ziar bu baax a baax grand maa lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax. naka yite yi naka waay. en tout cas leer nga xamuñu nag nu mu demee ndaka. waaw grand bàyyil sabote yi waay bàyyil sabote yi waay àddina. ma ne. xoolal comme li jeune sénégalais yi di wax rek yéen a nekk États-Unis mooy dëkk bi ëpp xaalis. climat bokkul ak climat bu fii yéen a yor xaalis yi. xaalis bi leen ko jolof te bàyyi seen yi ngeen def. macha allah ziar nañ la de invité nañ la ñu ngi lay invité fan yi bu soobee yàlla. invité nañ la nga seet si ñu. bu soobee yàlla naka nga def. nag tuuti laa lay dégg quoi volume bu ndaw laay am. son da ngay bu ndaw laay am xam nga yokkal sa volume yow yokkal sa volume ma nga dégg. yow yaa war a yokk sa volume. man yokk naa ba mu sës maa ngi lay dégg bu baax te gaa yaa ngi may dégg gaa yaa ngi lay dégg ñu ngi lay dégg yow bu baax on t'entend bien. voilà gis nga muté nga ko dindil mute bi voilà dindil mute bi voilà c'est bon. mais su ma dindee mute bi laay dégg bu baax. voilà léegi ñu ngi lay dégg yaa ngi may dégg léegi. waaw maa ngi dégg bu baax léegi. voilà léegi parfait léegi macha allah. grand noo leen def ba grand ñibbisi naa ci jàmm quoi maa yegsi naa Jolof depuis mardi quoi maa ngi Jolof alhamdulilah quoi. voilà donc ñu ngi lay bàyyi nga yaatal. parce que namoon naa gars yi nag namoon naa gars yëpp di ziar ñëpp vraiment namoon naa sama mbokk yi namoon naa suñu chronique yi quoi grand wax dëgg yàlla. xam nga Sénégal yëpp di la ziar grand xam di la ñaanal jàmm di ko ñaan sa soxna ak ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel suñu live bi anytime xam nga ak waxtaan beeg jokkoo beeg Sénégal ak ni ñuy def saa su ne di waxtaanee suñu Sénégal bi nga xamante ni vraiment xamuñu lan lay nirool quoi wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla waaw man nag man grand man dama may affaire yi moom métti quoi c'est-à-dire man dama mi moom métti trop xam nga man dama ñëw man maa yees ci aéroport bi fii ay 2 heures du matin sama boy bi jël si ma ñëw ndeysaan fekk fi benn couvre-feu boo xamante ni sama waa ji chaque 100 mètres yoo daw fekk fa gendarmerie ñu laxasaay mel na ñu jëm guerre xam nga mbaa jàppuñu la oto yeeg pick-up yeeg armée bi fépp ci mbedd bi xam nga ma ñëw loolu laa fekk man comme teer loolu moo ma teeru quoi Sénégal loolu laa fi gis quoi mais man am naa lu ma métti trop parce que xamulu tax c'est que man dama bëgg am réew gis nga man grand xam nga laa bëgg man man damaa bëgg bu ñuy wax damay wax ni yàlla na yàlla musal ci wax suñu bànneexu bakken yàlla na yàlla musal ci wax juste parce que dañoo am ay amour wala lu ñu neex la ñu koy wax noonu lu ñuy wax rek nañ ko wax te yàlla tax ku ñuy jàpp nañ la jàpp te yàlla tax ku ñuy bàyyi nañ la bàyyi te yàlla tax te dëgg tax quoi yàlla na yàlla def loolu parce que yàlla rek moo xam quoi yàlla nañu yàlla guidé quoi teg ñu ci yoon wi nga xamante ne nii moom loolu la jublu loolu la gërëm quoi parce que fi mu toll nii Sénégal bëri na ay léeg communication yi live yi réeroo bëri na ba nga xamante ni boo tuulee sa yow doo xam fan la dëgg bi nekk ak li xew ci dëkk bi nii quoi wax dëgg yàlla dëgg la man sama point de vue sama gis-gis ci Sénégal actuellement su ma wax ci maa ngi wax ci déjà ci li nga xamante ni mooy couvre-feu bi nga xam mi ngi am par rapport feebar bi nga xamante ni coronavirus grand du feebaru sénégalais quoi du feebaru africain xurfaan la xurfaan xam nga xurfaan xurfaan nga xam ne nivaquine moo koy faj nivaquine coronavirus ñun du feebar boo xam daf ñu war a sonal quoi ñun sonaluñu mënuñu def yenn cas yi mënuñu def yenn affaire yu grave yi kon li ñuy def Europe ak yeneen dëkk yi quoi léegi nag loolu su taxee bañ jàpp ñun xam nga ñun doomu Sénégal yi nga xamante ni ñun conditions yi ñuy dundee dafa metti man su may wax man je parle pas grand man su may wax man waxuma ay taux de croissance ak waxuma ay député assemblée nationale ak ay loi ak ay loi yi ñu changé waxuma ay institution constitution ay magistrat ak ay niveau boobu gars yi di ñot di naan intellectuel ak seen yooyu ñu wax noonu seen intellectuel mensonge boobu noonu nga xamante ne nii mooy koo xamante ni yow li nga jàng yëpp sa àdduna mooy nax sa réew rek ak labaj lu xam nga nu ko olof di waxee ak sàcc c'est-à-dire man fi ma bëgg indi Sénégal mooy fi may indi gars yi mooy maanaam man tey sama dëkkandoo wala sama yaay wala dëkkandoo wala sama yaay wala benn aw njaay wala maire Astou Faye nga xamante ni maire bi day xaar ndeysaan lampe koñ bi si bopp koñ bi tànk mu daw lal fa benn fondem table fondem quoi boo xam ne ci lay jaay fondé pour suba mën a jox xale yi ñu ndekki ñi boo xam paas ñoo jàngi mun taqalewaat bénéfice bi muy am mu junaat ci fondé araw teg cere ci wet gi quoi ak sama sœur bi nga xam ne aw njaay mi ngi nekk à côté moom di jaay sandwich man foofu laay wax quoi sama frère bi nga xamante ni moom mi ngi war a dem di liggéey war a wàcc ndeysaan teel a wàcc war a dox parce que du am oto mu doxee Petersen ba jàmm gën
est-ce que muy dégg grand man dama bëgg ñoom Sénégal man dama bëgg sénégalais ñu delloo si xel yi quoi ñu xool ban Sénégal lañ nekk ak Sénégal bi ñu nekk nga xam ni 77% de la population sénégalaise ay baadoolo lañ quoi maa ngi ñoom a yem bu ñu añee duñu reer dañuy togg añ tibb ci reer nga xamante ni bu ñu xëyee dañuy takkale nekk ci chantier yi ñoo leen fay journée 2500 ñuy jaayante jël téeméer di ko passé di teel a jël njaganjaay di daw pour ñibbi ci banlieue bi war a ñibbi si xaar fajar ñëw comprendre nga koo xamante ni mi ngi góorgóorlu di jaay ay ceinture bari ki démb sama benn gars dafa ne dañ ko jàpp ceinture ay ceinture lay jaay ceinture ak séddoo ñu jàpp ko parce que solu masque quoi police jàpp ko tëj ko xam nga yóbbu ko di ko laaj 6000 francs moom 3000 la yoroon après keneen moo ko benn xaritam moo ko orange moo ne 3000 pour mu fay ko quoi mais difficulté yi Sénégal yi di dund quoi te mu nekk ay mbir yoo xamante ni Sénégalais yi ñëpp ñu ngi koy gis ñëpp di ko seetaan kenn waxu si suñ bëggee dégg dëgg te dëgg alalu yàlla la quoi Sénégal moo amul leader fekkee ba nga dégg dëgg grand c'est que raayante ndig bi ak naxante yi reetaan yi ak raayante yi lañu war a bàyyi réew mi amatul leader leader nag maa la ko la man maa ko wax man Abdou Karim Gueye Sénégal fii amul leader amu fi gis ma fi leader man leader amatu fi waaw ñi fi joroon am fit kusuk tout sax wàll nañ leen ak tapet ba ñu toog ñoom it parce que Macky Sall bërki dem lañ ko voté loi gis nga loi yi nga ko voté assemblée nationale jël nañu loi doole yëpp jël ko gën ko dooleel gën ko renforcer Macky Sall gën ko may doole léegi nag c'est à nous de voir ndax on va rester comme ça parce que tamit lan la ñuy xaar ñi naan dañuy stratégique il faut être stratège rek lan la ñuy xaar réew moo xamante ne nii élection bu waree am du am pousse nañ ko législative yi xamuñu kañ la local yi moo xamuñu kañ la législative yi mooy loolu élection présidentielle 2024 yi xamuñu ndax Macky Sall ba léegi leeralagul te saa bu waxee ngay sous-entendre ni kii dafa bëgg dem 2024 mais est-ce que loolu Karim c'est pas notre faute parce que est-ce que ñun war nañu may Macky Sall mu décider suñu constitution parce que constitution sénégalais yépp ko moom et le peuple est souverain xam nga peuple dafa souverain maanaam mën na jël ay matuwaayu boppam voilà dama waaw grand la faute à qui mooy li ma la wax sànq dëkk bi amul leader Sénégal amul leader te wax ma kan mooy leader fii actuellement Sénégal ak lan mooy leader wax ma ko grand xoolal dans l'histoire bi àdduna sosoo ba léegi yàlla yonente mi sax da doon teg ci kanamu peuple yi pour ñuy dimbali seen askan jamono bu nekk am nañu yàlla wàccee pour ñu jiitu seen askan dañuy xaar ay mot d'ordre ay action ay dañuy xaar ay action yoo xam mooy indi réaction yi dañuy xaar ay nit yoo xam ñoom ñooy njëkk def loolu mooy leader grand même boo duggee ci kaafu ginaar yi nii day am benn séq boo xamante ne mooy gérer kaaf bi boo duggee moo lay njëkk topp gétt nag tamit même chose day am tóoroo boo xam ne moom mooy nag yu jigéen yi ku ñëw di kii dalay bu mag fële teg la fële même géttu nag léegi nag sénégalais émotion lay demee ba pare ñoom dañuy bëgg nit ñi ba dañu rendre compte sax ni ñoom ñi ñuy bëgg topp te noonu la ñuy toppee sëriñ si noonu la ñu toppee politiciens yi noonu la ñu toppee ñëpp rendre ñu compte ñi ñuy àndal lañ leen toppee woon ñoom nekkatuñ ca lañ leen toppee woon mais dañu continuer di leen topp rek sénégalais moo mel noonu quoi te grand nit ñi waxantu en fait dañuy waxantewul dëgg quoi fii ban manifestation moom musa am Sénégal manifestation bu mag a mag bu aar li ñu bokk non maanaam fii ban manifestation moo fi am nekk loo xam tax na ba état dellu ginnaaw depuis Sénégal bi nekkee Sénégal ba tey ban manifestation la benn rek laa mas a gis mooy bu Guy Marius Sagna bu mujj bi rek man presque boobu rek laa ma yow tey ba tey bu Guy Marius Sagna Macky Sall daa dellu ginnaaw presque loolu moo xew de parce que waxuma la loolu de Sénégalais yi assemblée nationale war a voté dara ok boobu 23 juin la woon ok 23 juin lan moo ko déclenché grand déglu bu baax li ma lay wax ngi nag te yàlla rek moo tax may wax waaw 23 juin kan moo ko déclenché en tout cas yéen la de mouvement citoyen mu yéen 23 juin nag kenn kese moo ko déclenché grand kenn kese la Cheikh Bamba Dièye waaw moo nekk député assemblée nationale ñuy voté ticket 25% bi Cheikh Bamba Dièye xam ni majorité Abdoulaye moo ko am pale fële assemblée nationale Cheikh Bamba Dièye dem takk boppam buntu assemblée nationale gendarme yi di ko dóor loolu moo tajale opposition bi 22 juin ñun ñu fekk leen fa Y'en a marre après ñun ñëpp génn 22 juin ñëpp génn bi ñu jàppee 23 juin askan wi soogay génn déggoo ma de waaw merci xool parce que Cheikh Bamba Dièye tey posture bi Sonko amoon moom la amoon dafa nekkoon député assemblée nationale te amuloon majorité nekk jeune man Cheikh Bamba Dièye laa voté loon jamono boobu bi muy def élection législative 2012 Cheikh Bamba Dièye laa voté loon man parce que il était jeune quoi engagé man Cheikh Bamba Dièye maa ngi ko bàyyi bi mu ànd ak Macky Sall nekk ministre laa ko bàyyi mais man moom laa musoon voté parce que dama gisoon ci moom détermination waaw mais bi muy ànd ak Macky Sall boobu Macky Sall bonewul nii nag Karim
booba xamul non c'est-à-dire non c'est dafa am idée yoo xam ni c'est grand ka ma wax benn affaire waaw c'est-à-dire bi muy bàyyi Macky Sall fekk man au fait loolu du débat bi sax mais maanaam bi muy bàyyi Macky Sall fekk na man fekk gis naa yu ma naqari ci dëkk bi daal gis naa yu ma naqari Macky Sall bi mu dawalee 2 ans gis naa yu bari yoo xam ne man pour man ñoom dañoo yéex a démissionné daal et puis ni mu doon comporté woo di ànd ak Marème Faye Sall di dem ci yenn liggéey yi gàddu saak yeeg yooyu ça me faisait très mal waaw loolu moom loolu waaw mais man dama bëgg wax ni maanaam tey Cheikh Bamba Dièye loolu mu defoon noonu grand loolu moo déclenché 23 juin député la député kenn du ko arrêté ci manifestation waxuñu kenn mu joxe mot d'ordre dañ na la taalal sa oto nga dem buntu assemblée nationale nga takk sa bopp ci buntu gris yi askan wi yëpp jug fekk si la dañ na la defal action après réaction am na askan wi jug askan wi leen yëkkati waxuñu la ngay sacrifier sa bopp di joxe ay mot d'ordre après ñu ne kii lu fi xew moom moo ko def déedéet mais defal dara yow defal dara def dara mooy lan mooy génnal ci biti yow en tant que leader nga génn ngeen leen man mi ngeen yaakaar man mi nga xam ne ma ngeen yaakaar pour demal Sénégal maa ngi nii ci mbedd bi di woote lii man maa ngi nii taxaw fii laa koy ñaxtu wala fii laay fanaan Macky Sall yambar bi sax def na loolu mais grand bëgg nekk président te yow doo dugg kaso kenn du la laal doo dugg prison ñëpp wóor la grand pertinence bi nekk ci télé yi di pertinent amul njariñ quoi pertinence bu bari bi amul njariñ xam lu am solo fi mu toll nii ñun dañ ko séqal ñoo xam ne ay baadoolo lañ te li ma metti rek mooy li ma gën a metti ci affaire bi mooy ñoom ñëpp Macky Sall dina leen tëj ci kaso bi dina leen tooñ fekk leen seen biir douche ñu laaxatu waxuma la seen biir nekk de seen biir douche ñu laaxatu mu jàpp leen tëj leen te du mujj fenn parce que moment bi ñu waree jóguñu réew moo xamante ni élection amu fi ba élection waree am amul réew moo xamante ni fichier électoral bi baaxul président bi privé ay plus de 1 million de jeunes seen carte de seen droit de vote réew moo xamante ne nii réew moo xamante ni xola ay président bi assemblée nationale pouvoir yi jox nañ ko bërki démb amul benn député bu taxaw sax tëdd ci assemblée nationale bi xataraayu ne kenn du ko fi voté waaw léegi man am na lu ma d'accord ak yow xam nga lii mooy waxtaan bu neex nag waxtaan bu neex mooy ñaari doomu aadama dañ koy séq ku nekk wax li nga xam ne loolu la gëm mooy dëggam mais dëgg bi ni mu koy waxee wax dëgg yàlla dëgg moom benn rek la mooy maanaam dañu ne dëgg moom yàllaa ko moom dëgg benn kese la maanaam amul ñaari dëgg mais man sama ngëm-ngëm ci Sénégal dafa am tuuti déclic dafa am lu différent tuuti parce que man dama ne peuple moo mën a libérer moo mën a libérer maanaam réew gis nga tey réew mu mel ni Amérique amul benn politicien boo xam ne mas naa jiite marche dem takk boppam te pourtant marche non kaay dañuy ñëw rek kaay dama lay wax xam nga man dafa am fu ma ne yow dafa am foo ne donc réalité yi c'est différent n'est-ce pas réalité adduna yi dafa différent donc tey nit ñi nga xam ne ñooñu la ñu yaakaar ñooñu déjà dafa am noo xam ne noonu nga leen di aaree parce que gis nga saay-saay Macky Sall dara gënu koo neex defe naa loolu mën nga koo seede sax est-ce que yaa ngi fàttaliku jigéenu Ousmane Sonko ndaw su Pastef soo su créé woon ndaje bi xaw ma Kër Massar quelque part ndeysaan ndaje bi ni mu amee woon doole ba jeggi dayoo jékki-jékki rek même jour bi ñu rey ndaw si ñu ne dañ ko dem agressé këram wala nangam ndaw si on l'a tué te dara yàlla na ko yàlla yërëm te dara fekku leen ci est-ce que gis nga ba léegi attekaay bu ñuy attee nit ne nit kii moo rey ndaw si ti reyin bu ñaaw bi ci ñaawteef bi parce que état li ñuy ne état waxuma Macky Sall de mais état dafa am doole gis nga état Karim gis nga non kaay ma la lu gën a grave waaw dama lay wax man d'accord naa ak yow non c'est que dama d'accordul ci li ngay wax rek quoi jël affaire Mariama Sagna loolu mooy neexal wax dugg ni gis nga grand Sénégal dëkk bu naqaree defar dëkk xam lu tax parce que dëgg bi dañ koy gis dañuy gis dëgg seen tànk quoi ma ne li ngay xalaat yenn saa waaye damay logique waaw li ngay xalaat moom lay xalaat mais loolu ci état de droit xam nga boo nekkee ci réew moo xam ne kaay ma wax la dara loolu def doolu ko sa xam la non kaay rek ma wax la dara non Karim xam nga Sénégal kañ lay gën a metti xam nga Sénégal kañ la doon gën a metti benn yaakaar bi jeunesse bi am nii tey jeunesse bi laa wax de waxuma ñëpp jeunesse su Sénégal ñoom benn yaakaar la ñu am ni Ousmane Sonko la ñu yaakaar jeunesse bi ndaw ñi ñun ñëpp waaw ndaw ñi ñun ñëpp ay ndaw lañu mais grand tey maanaam tey bu fekkee ni tey amuñu Sonko fii kan lay amaat fii kan ngay léegi Karim li gën a important ci yow ci àddina li nga xam ne yow moom nga gën a value moom moo gën a valeur ci yow
nga gis ay saay-saay ay agresseur ay reykatu nit yu nekk ci côté bale ay tappalekat ay dóorkat yow xam nga pétrole Sénégal bi lu mu jaral Macky Sall alalu Sénégal bi xam nga lan la jaral Macky Sall non grand man daal léegi bu ñu jëlee Sonko lu ñuy def ñun ma laaj la yow laay laaj nga ne duñ ko jël loolu c'est hypothetical mooy da nga yaakaar rek ne duñ ko laal mais buñ waxuma loolu de fan la ñu jëm waxuma loolu de waaw waxuma loolu de dinañ ko jël boo xam moo gën a ñaaw jël bii bañ ñu jël ko mais bañ ñu jël ko non duñ ko man duñ ko laal mais grand déglu ma xam nga Sonko bu Macky Sall demee këram dal ci kawam adduna bi yëpp Karim man xaw ma yéen loo leen di def Sénégal mais gis nga Macky Sall jour bu laalee Sonko yow boo téléphoné Amérique nga ne grand laa bëgg a jot dina la taal na consulat bi mi ngi prison loolu lañ lay wax non man sama bopp laa xam man ma symbole dinañ la ne de boo ne ana grand waaw grand laay woo nangam madame mooy jël téléphone mu ne la grand de c'est fini taal na consulat ba mi ngi prison waaw léegi ma wax la benn affaire grand voilà léegi ñu dégloonte quoi ma wax la dëggantaan waaw Abdou Karim Gueye man gëwuma loolu quoi xam nga la laa gëm gis nga Khalifa Sall ah dafa daw di rasu ñaan ko non moytul dina la yaa war a nekk président moytul yaa instant yow yaa baax yaa fi nekk koo xam ne instant yow rek yaa ko kii moytul muy moytu di moytu ba ci biir duusam la ko gars yi fekk jàpp ko mu dugg ba ci ginnaaw kii bi chaise anglaise bi toog fa lañ ko fekk jàpp ko instant yi Sonko nekkul ci ginnaaw chaise anglaise am de moom génn na duus mi ci kaw tuwaay toog làqatu ci ginnaaw sàkket yi dem moom la toog de façon xaar musique la grand man kay wax la dara kay wax gis nga Sonko bu ñu defoon damay déglu nag déglu ma rek gis nga Sonko bu ñu defoon xaaral ma yeggali am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur amul pexe ak dugal lu dul yàlla moo ko nam bu fekkee ni leer na la ni 1 minute yoo xamante ni doo ko dund yow te neexul yàlla 1 minute yoo xam ne doomu àdduna bi yëpp bu ñu jugoon bëgg laa rey te yàlla àndu si kenn mënu si yow dara bu fekkee ni yow non ragal ñabi yàlla la xaaral non grand même ma ñëw rek même ma ñëw s'il te plaît bu la wëree ni wóor ni bu la ñëpp bëggoon sauver te yàlla namu laa sauver yow yàlla bëggul nga sauver wu donc yow fuuti waaw man président noonu laa soxla grand waaw mais Karim benn xaaral ma ñëw grand xaaral ma wax la actuellement fi ñu toll nii ñun Sénégal fi mu toll nii problème leader lañ am léegi nit ñi nag dañoo bëgg ñoom dégg li leen neex quoi xam nga dégg li la neex ak dégg dëgg dafa ute xam nga luy dëgg bi instant yi nii instant bi xam nga lan la xoolal amul ay non kii dañ koy jàpp ak kii dañ koy tëj dañ koy jàpp Sonko mooy kan ba kenn du ko jàpp Sonko mooy sànni non grand déglu ma grand même ma ñëw dama lay expliquer même ma ñëw kenn waxu ko mu sacrifié wu kenn waxul kenn mu sacrifié wu kenn waxul kenn mu joxe mot d'ordre ñu lay taxal naan la yaa fi wax li diw dee fi diw nangam kenn waxul loolu quoi mais dama ni 1 minute boo ko waree dugg kaso boo ko waree def kaso da ngay dem kaso man foofu la mentalité boobu laa bëgg ñu yor ko quoi xam nga alxuraan dafa ni mais waruloo dem mais dans un état de droit nangoo ma déglu waaw dama léegi dama nangoo ma déglu doo ma déglu quoi waaw léegi maa ngi lay déglu demal su ma waxee tamit doo ma déglu waat parce que du ma la dog dama lay bàyyi ba nga pare ma jël voilà dama ni man Abdou Karim Gueye maa ko wax man li ma gëm mooy yàlla moo yor doomu aadama tawakkaltu alallah laa xawla laa quwwata illa billah ñii ñu jàkkaarloo di xeex ak ñoom ay sàcc lañu ay warkat lañu ngeen baal ma ay defkatu toj lañu amuñu diine dañu am ay gel dañuy def lu nekk ci àdduna amuñu benn respecté nit faalawuñu seen askan yërëmuñu seen askan lan mooy leader boo xamante ne nii yow da nga ñëw aspirer pour xeexal sa dëkk pour taxaw ci position boo xam ne nga gëm da ngay xeexal sa dëkk li ngay njëkk jiital mooy foi ngëm te grand ngëm diine 97,5% bi xam nga lan la muñ nag mooy lan mooy nga jàkkaarloog li nga xam moo fi nekk lu ci ñëw nga assumer ko lu ci fekk nga muñ ko mu jaral la waxuma kenn mu sacrifier addunaam waxuñu kenn nga dee waxuñu kenn mu dem kaso waxuñu kenn mais dama ni yow Cheikh Bamba Dièye ba muy nekk député di dem di takk boppam buntu palais buntu assemblée nationale boobu amuloon pouvoir bii gars yi am il était le seul député boo xamante ne moom parti moo ko mayoon loolu te amuloon pouvoir bii gars yi am mu nekkoon foofu xola mu xam ni Abdoulaye dina voté ticket bi Macky Sall dina fi Karim Wade dina nekk président boo xam ne 25% moo ko nar a fal teguñu ko fenn mu dem takk boppam ci buntu assemblée nationale bi xoolal bërki dem bi ñu voté loi yi grand discours yi Sénégal moo dañu tollatul ci jamono yi discours léegi nag nañ bàyyi sénégalais yi ñuy saaga naan Sénégal dañoo bëgg lu yomb ak Sénégal dañuy tëdd seen kër yeeg du ñuy def dara dëkk askan wuy jug yàlla da leen di boole benn leader boo xam ne mooy njëkk a jug askan buy jug yàlla da leen di boole ak leader boo xam ni moom mooy njëkk a jug leader bi su jugee nit ñi topp ko
li yëpp su jógee nit ñi topp ko grand ma baal ma ne xoolal 3 minutes moo des si julli bi mais ma dem julli gee maa ngi ñëwaat léegi ñu yeggali man li ma bëgg wax waxaguma ko waxaguma ko voilà léegi ñëwaatal waa ñëwal Abdou Karim mi ngi ci biir ñu ngi lay dégg waaw allo waaw ñu ngi lay dégg waaw man dafa am benn président yoo xam ne dama ko gëm waaw te dama koy partager ak Karim Abdou Karim Gueye Kourouka waaw yàlla dafa def Karim dama ko bëgg quoi te yàlla rek tax man maa la ko gën a bëgg de Karim nañ ko partager rek nga jël benn parti ba jël dégg maa la ko gën a bëgg de ma ne maa la ko gën a bëgg gis nga kii xam nga dëgg dafa dëgg du rombi ay nopp yow kii Tunkara waaw dafa am loo xam dafa am mooy que ñun dañoo yàgg nekk seen di xeex ñi nekk ci réseaux sociaux ñi si bëri la majorité boog ñi nekk di wax nekkuñu Sénégal waaw xamuñu la réalité yu nekk Sénégal ñi nekk ci réseaux sociaux yi di commenter di wax naan ay lii ak lii di wax tous les jours soo woote woon tey duñu wàcc ci tali bi dëgg la duñu wàcc ci terrain bi loolu mooy dëgg ñun dañuy jël suñu bakkan di ko tey bu Sénégal waroon manifester pour suñu ay droit dañuy wàcc ci terrain bi dem manifester ji naw naa leen de ñu nekk ay ndaw nag man dama leen naw amuñu famille ñuy dégg lu nekk dama nga liggéey xanaa amoo sa njaboot an sa yaay an sa papa du nekk ñu koy dégg dëgg la suñu famille ñëpp teg ñu fenn ñu jël ñu délaissé ñu amatuñu famille amatuñu xeet amatuñu ànd amatuñu dara ndax Sénégal ndax suñu réew donc loolu tamit doo ko sacrifier loolu lépp ba pare xeex nga ànd ci ak ay nit nga ànd ñoom di xeex ak ñoom ba pare ñu jël ñenn ñi bëgg leen def des zéro wala ñu bëgg leen def ñoo xamante ne exemple pour ñoom kenn waru leen a laal dëgg la xam nga en l'occurrence mu tudd le président Ousmane Sonko ñu ne tey Sonko kenn du ko laal boobu may dégg Sonko kenn du ko laal Sonko kenn waru ko laal mais Sonko moom suñu bakkan bakkanam gënul suñu bakkan en tout cas mais comprendre nga dëgg la loolu mooy dëgg waaw sëñ bi yónnee naa la li maa ngi ñëw yaayam gënul suñu yaay papaam gënul suñu papa waaw Ardo ñu ngi nag yow Ardo ñu ngi moom wax yàkkam bi moom bu ñu waxee Ardo waaw am nga ci droit nga dëgg la demal rek demal ñëwal bismillah yaa ngi ñi ñëpp dañuy xeex pour Sénégal waaw man dama gëm lépp suñu maam Abdoulaye Wade waaw ba muy opposé wu gis nañ ñu doon opposé wu soo nekk si dëkk boo xam ne nag mais lu tax Abdoulaye Wade war a nekk suñu maam te ñoo ne Abdoulaye Wade rek suñu président Abdoulaye Wade waaw si président Abdoulaye Wade gis nañ ñu doon opposé au temps Abdou Diouf te temps yooyu ñëpp xamoon ne nu mu meloon waaw comprendre nga man dama gëm mais mënuloo mais Ardo mais Ardo ñu ngi Ardo mbiri bokkul maa ngi ñëw baa ma daay ñëwal dama ne man lu ma gëm soo gisee Sénégal ma ne jamono ji Sénégal ñun amuñu parti opposition amu fi loolu dama koy wax sama baat ci kaw waaw ma wax la ko soo leen xool Macky Sall depuis 2012 ba léegi lépp lu mu fi tenté day am waaw lépp lu mu tenté mu sotti am dëkk démb loi bi ñu voté nii tey ñun en 2012 en 2011 ba ñuy xeex pour car bloquant 25% yi mais en opposition ñëpp a génnoon si biti tey lundi bi passé lundi 11 bi ba ñuy voté pour loi kii pour modification loi 46 kii bi 96 mais lan moo waraloon sax opposition ñoom ñëpp bind seen benn note circulaire pour demander pour que ñoom dañuy wàcc si le terrain wax na ñoom dañuy wàcc si le terrain pour bloquer li nga xam moom kii affaire bi waaw mais defuñu ko mais defuñu ko ñoom ñëpp toog seen biir kër toog seen ay kilim bëgg léegi ñun ñu woowee activiste ñu war a génne pour tayle suñu bakkan pour lan mais loolu xam nga Sénégal ñu ñëpp ñoo ko mais Ardo gis nga boo demee ci société ku nekk dafa am lu mu fa représenté y a le gardien y a le DG y a les secrétaires y a tout xam nga loolu je sais est-ce que bu agresseur ñëwee ci buntu société bi DG bi mooy wàcc xeex ak moom waaw donc ñun dañoo bëgg a xam léegi lan la ñuy représenter société bi ñun dañoo bëgg a ay sarax quoi. non nous on est les gardiens de la société ma def ci sama bopp nag ma bokk ci parce que Ardo gis nga yéen a ngi ci terrain bi foofu mais xam nga ñun il faut savoir que booy xeex ak nguur tu n'es jamais en sécurité sa bakkan mi ngi ci xottu gerte Assane Diouf fi mu nekkoon fan la nekkoon. d'accord Assane Diouf fan la nekkoon. Assane Diouf Amérique la nekkoon. kan moo gën a metti la yaa Assane Diouf tey kan moo gën a nekk ci situation bu metti. moom rek exemple la la. exactement te pourtant moom mi ngi woon Amérique mu defee ne mi ngi ci sécurité totale man mii ngay waxal man mii ngay waxal nii tey.
amul dara loo xam ne wóor na la ne dinaa fanaan gis suba gis nga fi ma gis ni Ardo duma lekk ci restaurant sénégalais duma naan ndox ci restaurant sénégalais duma naan ndox ci biir sénégalais duma laal bul xalaatee noonu gouvernement kuy xeex ak moom ci ne pas en sécurité non d'accord mais bokkul xam exemple tey nga nekk si dëkk boo xam ne yoo xam ne deux pays de droit la comme bokkul ak nga nekk dëkk boo xam ne tey yow day léegi soo France sa yow mais wóorul ja yow di nga France si biir kër c'est pas la même chose xamoo tey suñu réew mi ñu nekk ni yéen bëgguma sax di wax ne waa diaspora bi dañuy toog foofu nga di wax ñu nekk di xeex bëgguma di wax loolu parce que ñoom xam mais am nga ci droit man wax nañ ma ko man xam nga wax nañ ko ba tàyyi man mais man jël naa sama billet dagg naa sama billet ma dem Sénégal ma won nit ñi ne que man Sénégal kenn ëppalewu ma fa mais nag sama liggéey permettre ma saa bu ñu wootee marche Sénégal ma bàyyi sama liggéey dem wuyu ji Sénégal sama liggéey permettre ma loolu xam nga tey yow Ardo mën nga maa woo 3 heures du matin yow Ardo mën nga maa woo waaw vas-y man jamono ji may wax ak yow dama décidé carrément ne man dootuma wàcc si di xeex politicien yi toog ci biir ah déedéet wàccal nag wàcc di xeex Ardo wax la nañ ma décidé ko Ardo loolu sama choix la kenn ku mën a décider loolu dama si conseil dama koy conseil ñoom déedéet ba sa conseil kay teew Ardo yaa ngi yàq jàmm Ardo yow dañ la bëgg dañ la fa teg te dafa am loo xam ne changé nga ko Sénégal gis nga kii Tunkara waaw yàlla xam na ne gis nga tey man mii di wax ak yow ni tey keroog maa ngi génn Sénégal doon wax si affaire projet de loi bi te gis nga bu Sénégalais yi doon génn kenn du ma fa jiitu waaw léegi man am na benn question ma bëggoon laaj Ardo quoi Ardo Karim daf la bëgg a laaj question Karim ñëwal waaw ñëwal Ardo maa lay ziar noo def waaw ñaata yoon nga mos a dugg jël yow ah ñaata yoon nga mos a dugg jël 6 fois jël laa wax de jël non benn ñu mos a déféré mais def naa 6 fois arrêté nañ ma 6 fois non waxum non man jël laa la wax jël arrestation violon yooyu le privé c'est benn yoon leena benn yoon non defal naa Ardo ñaata yoon nga mos a dugg jël ñu déféré la quoi waxuma ay violon man violon tëjee ma ko 495 000 fois waxuma violon man jël laa wax jël déféré ñu jël la déféré la dóor la mandat de dépôt ñaata yoon ah ñaata mois nga fa def lan 10 jours laa fa def 10 jours nga def nga bàyyi xeex bi nga ne yow dootoo wàcc si mbedd bi man dootuma wàcc si mbedd bi waaw mais kon Ardo kay yow léegi la moo tax ngay wax ko dafa am fu ma ko teg dafa am fu ma ko dama ne la dootuma wàcc si mbedd bi tant que politicien ñoo non bro man je pense que ak sa kii ak li nga gëm mais man loolu la waaw loolu je suis tout à fait d'accord ak yow am nga si droit waaw am nga si droit am nga si plein droit ne bu yow dama la dégg xam nga mu dugg bu saa dama la dégg nga wax carrément Ousmane Sonko waruñu man xam nga laa gëm Tunkara Karim xam nga laa gëm bu ñu yaakaaree ne Macky Sall ay xob moo ko fiy gagné dégg nga ne xoolal jaay leen 10 millions de carte membre jaay leen ko passé barke Rasulullah Macky Sall loolu yaakaaree ne ay carte moo ko fiy jëlee mais yow fekkee ne yow ñëpp Ardo li ma comprendre mooy yow nekkuloo membre de Pastef loolu laa comprendre man Ardo sama waay la quoi Ardo ku baax la sama waay la Karim contradiction Ardo dinaa la invité nag Ardo yow voilà merci invité la Ardo ko invité quoi ñu teg la ci plateau man dama gis benn contradiction si ay waxu Ardo parce que contradiction mooy tànn jour bu la neex yow yaay tànn jour bi la neex boo xam ne jour bi c'est conforme à ton emploi du temps Karim fi nga teg sa tànk ko xool bu ko teggi nag non mais Ardo merci beaucoup ñu ngi lay bàyyi waa gars waa Karim ñëwal ñuy jël suñu frère Issa Dieye asalaamaaleykum maa ngi ziar bu baax a baax voilà mais c'est que man li ma doon wax grand dafa leer dama ni man damay bañ ñu def amalgame quoi amalgame laay bañ waaw damay bañ ñu réeroo ñu def erreur ci réeroo ñu loolu ci ay wax quoi parce que Ardo li muy wax man ànduma ci li Ardo di wax ba but ànduma ci te dama am benn remarque bu ma def ci Ardo quoi Ardo dafa yàqamti Ousmane Sonko Ardo yàqamti na affaire bu ndaw bu erreur Ousmane Sonko def ba mu mais bari ki démb gis naa Ardo publié ci Facebook bi naan gars yi nañ fexe ba bu ñu topp bu kenn sacrifier xale yi na xale yi toog seen kër bu kenn génn quoi mais man comprendre ma Ardo quoi man combat Ardo laa comprendre man comprendre ma Ardo quoi parce que Ardo su clignoté gauche
jàdd droite ki jël droite jàdd gauche parce que man Abdou Karim man damaa gëm ni man parce que mënoo wax ni yow pare nga dootoo wàcc mbedd ba noppi ne Macky Sall du ay carte ñoo ko fi jëlee kon yow léegi bu fekkee ni yow da nga toog nga ne Macky Sall du ay carte ñoo ko fi jëlee ba pare nga ne yow doo wàcc mbedd bi kon Macky Sall du fi mës a jógee réew ko donc contradiction yooyu man comprendre boo ko quoi man xam nga laa wax man dama ni man tey grand ma mii di wax ak yow man dama ni ma am yàllaay buur ñàkk yàllaay buur gis nga man tey li may wax utuma ci lu ju neex kenn déedéet yow xam naa loolu Karim man coxataanuma kenn man xam nga laa wax man dama ni gis nga grand tey élection bu jotee waaw ah damay sol sama daalu weñ laay sol daalu weñ ma campagne Ousmane Sonko parce que idéologie ak principe bi muy doxal idéologie boobu laa gëm politique boobu laa gëm ba léegi ba jusqu'à xool ba instant yi ba minute yi nii man moom laa gis koo xamante ni tey maanaam dafa mel ni rek ñu defal ma service libre en tant que musulman ñu tegal ma 7 butéelu sàngara ak benn butéelu meew ban laay jël meew bi nga mën a jël boo jëlee fii nag Ousmane Sonko rek moo fi nekk comme meew ñi ci des yëpp ay sàngara lañ ci man kon man xaraam na ci man may votel keneen wala may xool keneen boobu leer na comprendre meew bi nag que dafa ndoxe que suukar dafa ëpp que meew bi dafa fanaan en tout cas moo ma gënal yeneen bouteille comprendre léegi nag man ànd ak yow du tee may wax sama xalaat ñëpp di ko dégg ndax man ba may ànd ak yow damay wax ñëpp di dégg ni yow laa àndal su may xeex damay xeex ñëpp di dégg su ma àndulee ci yenn doxalin yi damay taxaw ne ànduma ci lii loolu mooy kenn ma ci delloo ginnaaw benn doomu aadama mun ma ci delloo ginnaaw loolu mooy ànd bu dëggu xam nga ci complexe su kenn dama ni man Abdou Karim Gueye dama ni Sénégal amul leader te gudduñ toll ni Sénégal amul leader lu tax amul leader mooy Macky Sall dafa dem voté loo dem di politique loo magistrat yi justice bi ñëpp ay politique léegi armée bi ñëpp a ngi politique préfet yi dañuy politique administration maanaam wàllu administration ñëpp a ngi politique léegi mais ñu jigee si xola magistrat tey ministre de l'intérieur bi nii tey moom day politique quoi day politique quoi carrément te constitution bi article 11 dafa wax ni magistrat amul droit politique opinion am sax kenn war ko xam du dëgg ñoom ñu nekk juge et partie loolu mag ci nguur Macky Sall la am ci nguur Macky Sall moo am assemblée nationale ñu jël pouvoir yëpp teg ko ci loxo benn nit Macky Sall pouvoir yi mu am yëpp ñu joxaat ko encore yeneen pouvoir muy décréter saa su ne ay état d'urgence ñu def lu ko neex fichier électoral bi ñuy voté fichier électoral bi baaxul dolli ma ci sa baaxul nga tàngalal ma tuuti ndax da ngay voté fii ren voté fii y a 10 ans wala 7 ans nga ñëw di voté waat ñooy la sa tour nekkul fii ay boy yu baree bari jotuñu seen fii da ngay am sa carte d'identité ñu def ne pas voter ci ginnaaw Abdou consentement Karim juge moo ko war a décider gaa yaa ngi kontaan de ñu ngi bind nee nañu Abdou Karim Gueye Sénégal amul leader gaa yi kontaan nañ de parce que xam nga gaa yi lu ñu yàkkamti xam nga lan la ñu yàkkamti il faut mooy li may wax toujours nee naa leen il faut ngeen comprendre ne dafa am ay doomu aadama yoo xam ne comme Issa tey Issa c'est un partisan à 100% de Ousmane Sonko waaw mais xam nga man li may wax nii grand dafa am solo quoi bëggoon naa nga bàyyi ma yeggali ko waaw yeggali moo commencé far ñu noddu ma dem di julli ci quoi waaw yeggali ko bismillah Issa ñu may ko mu yeggali après man gis nga grand man duma 100% kenn man 100% Sénégal la ak Seydina Mohamed ak ki xaw a jege Seydina Mohamed quoi ku ko xaw a jege ci idéologie man ñooñu laa àndal mais 100% yi moom yàlla laa ko jox Seydina Mohamed parce que nit dafa graaw quoi mais dama ni actuellement nii booy choisir ku choisirul Sonko Sénégal taxu laa jóg parce que ku Sénégal tax a jóg Sonko moo fi yor profil bu idéal ci ku war ni Sénégal moo ko tax a jóg fii li fi nekk ñëpp mais du tere nag su fi daree nekk ba li dal Khalifa Sall dal ko ñu wax ko ne ko sa waay yeewul yaa ngi nelaw mooy xam nga mooy lan mooy yeewul yaa ngi nelaw mooy président boo xamante ne li mu fi def kenn musu ko fay def Macky Sall li mu fi def benn président musu ko def kenn musu koo def ci àdduna Sénégal démocratie Sénégal amatul démocratie abus de pouvoir dictature boo xam ne kenn mënu koo dindi yow nag boo nee da nga ñëw pour def politique aspirer à être président fii ci réew moo xam Sénégal la nga gis ay maires yi ay nit yuy dox Petersen ba jàmm gën ñuy décréter ay couvre-feu nit ñi di njëkkanteeg oto yi sonn bi nit ñi sonn Sénégalais sonn bi ñu sonn ba demal hôpital Dantec Grand demal hôpital principal nga xool nit ñi fanaan ci couloir hôpital yi demal nga xool nit ñi transport Sénégal nu mu mel taximaan yi liggéeyatul kenn liggéeyatul xool ñëpp sonn bu doy waar bu méttee métti ba pare Macky Sall dool leen ci encore tege leen couvre-feu tege leen ay affaires yoo xam ne nit ñi 19 heures ñëpp fatu jaay doole dëggantaan léegi nag mani bu ñu kenn taxaw di xas Sénégalais yi fii bu fi kenn taxaw naan Sénégalais yi dañuy seetaan bu ko kenn def bu kenn xas Sénégal naan dañu ragal parce que bi àdduna sosoo ba léegi yàlla dafa am ay leaders yu muy tànn ñoo xam ne ñooy jiital seen askan ñooy généraux yi waaw mais grand waaw xalif généraux dañoo xam lu xew waxuma xalif généraux de waxuma xalif généraux waxuma xalif généraux comme armée ay généraux la am armée am ay généraux stratégie lay def ok grand généraux yi
généraux yi nekk si armée bi fii armée sénégalaise. waaw au sens du mot carrément les généraux yi si bopp les généraux. ñoom seen jëm ñoom ñoo ànd ci ñuy teggi waa terme sud di nangu seen dëkkuwaay te ñooñu ngi gis ay borom kër yoo xamante ni dañoo dee sacrifice seen àdduna dee ci guerre Golfe bi seen jabar yi nekk seen kër yi nekk ay veuve nekk ay nit yoo xam ni ak seen i doom yu ndaw ñu leen di génne ñuy fanaan ci mbedd bi généraux yaa ngi koy xool te ñoom ñoo ko def ñoo poussé Macky Sall pour mu def ko parce que ñoom ñoo soxla terrain yi te dañ koy jaay donc yow ba may wax ay généraux ak justice ay lobby bandi nga may wax bandi ay tekkatu dir nga may wax ak président Macky Sall man gëwuma armée sénégalaise bi moo tax keroog bi ñoom Sonko génne ak Guy Marius Sagna naan non armée bi l'armée n'a rien à voir avec ça dama ne non je suis pas d'accord de ce discours l'armée est complice de tout ça ça dama la bëgg wax ni la maanaam Sénégal kilifa diine yi seen jëmu bopp kilifa diine yi ak ñi leen wër mafia bi wër kilifa diine yi teg dil yooyu wër kilifa diine yi magistrature bi maanaam justice sénégalaise bi man Dakar laa nekk grand maa ngi nii Yoff toog sama appartement nekkuma États-Unis nekkuma France nekkuma Canada Dakar laa nekk di wax li may wax ni ma ne kilifa diine yi ñi leen wër mafia bi justice sénégalaise ñi leen wër justice bi ah ak politique bi élite politique bi nekk fii yëpp muy opposition pouvoir ñoom ñëpp ñoo ànd parce que di rien consent ñoom ñëpp ñoo ànd ak Macky Sall ci li muy def te askan wu nekk day am benn góor yàlla boo xam ñoo leen war a dimbali ay góor yàlla yoo xam ñoo leen war a dimbali def déclic boo xamante ni mooy tax ñoom ñu mën a jóg waxuñu la nga joxe moo doorlu de nga def geste quoi billahi wallahi tallahi man Abdou Karim Gueye maa ko wax bu fekkoon am naa pouvoir bi Ousmane Sonko am tey wala bi député yi am assemblée nationale loi boobu kenn du ko voté man kese laa wax kenn du ko fa voté waaw mais man loolu laa gëm wala xaar ma ñëw wala difficilement nga koy voté wala àdduna bi yëpp dinañ jóg taxaw wax ci vote bi wala ñëpp dinañ ko yëg xam ne lii abus de pouvoir la nga yàq deru Macky Sall bu nga xam ne daram yàqu na man su ma woon pouvoir bi Ousmane Sonko am Macky Sall du nelaw barki alxuraan du nelaw c'est que waxuma ay man je parle pas de ay waxuma kenn mu sacrifier boppam ay non diw moo fi nekk dañ ko bëgg a tëj Serigne Touba sax dañ koo tëj ma lay jox exemple Karim man fu ko gis naa ko tout man marche bi ma gis waaw vas-y waaw ñëwal Issa Karim ñu may Issa mu répondre waaw ñëwal bismillah man dégguma ko sax balaa maa répondre dama bëgg a laaj Karim maa ngi koy nuyu d'ailleurs man dégguma ko sax li mu wax dégguma ko dégguloo non allo man maa ngi yow laaj dégg moom dégguma ko xam naa dafa am problème son xool da ngay laal sa non mi ngi lay dégg non mi ngi lay dégg man maa ngi lay dégg mais man moom dégguma ko moom laa déggu léegi Issa yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg bu baax yaa ngi may dégg man maa ngi déglu Issa donc ce qui veut dire que haut-parleur am tëjul Karim kon waxal bàyyi ko mu wax bàyyi ko façon man dégguma ko mais vas-y Issa vas-y ba Issa ñëwal bon man dama ko bëggoon laaj mu tontu ba pare après man mu door a jël parce que dama ko bëggoon laaj moom lan lay xaar concrètement Ousmane Sonko def loolu rek laa ko bëggoon laaj concrètement boo ma ko après man ma mën a jël quoi concrètement Karim pour man mu mën a ñëw tontu pas tontu sax mais ma ñëw joxe suma explication en fait Karim concrètement lan lay xaar Ousmane Sonko def concrètement nga laajal ma ko balaa maa jël grand. voilà Karim yaa ngi koy dégg Karim non Karim téléphone am moo amul réseau kii na freeze na moom la du yow Issa léegi grand dama lay nuyu d'abord yeah Karim téléphone am dafa freeze waa continuer Issa yow ñëwal dama lay nuyu d'abord di la ziara di nuyu seetaan ñëpp di jégalu quoi waa yaa ngi dégg man nag maa ngi déglu waxtaan depuis tout à l'heure comme Karim ak Ardo laa fi fekk du ma ne damay ñëw tontu parce que du tontu bante du débat mais ma indi man sama gis-gis ci ñaan ma commencé ci Ardo gis nga gannaaw dafa am benn débat boo xamante dañ ko war a tranché mu leer te loolu daf la engagé ñeneen gis nga le débat là sur ñiy wax ci réseaux sociaux yi lañ yem loolu c'est un faux débat grand dëgg la loolu mooy man maa ngi Bordeaux su may wàcc ci terrain damay wàcc ci terrain man dem naa jëflante ba biir xolal grand man dem naa jëflante ba biir consulat général bu Bordeaux li may wax mi ngi ci vidéo mu ngi ci internet bi man gisoon nga ma bos New York mu ngi noonu c'est-à-dire dafa am benn débat boo xam au delà de ça gis nga nit fi nga xam fa nga nekk foofu moom mooy sa terrain benn ñaar réseaux sociaux yi man bu ma xamee Ousmane Sonko réseaux sociaux yi moom moo tax exactement yow booy live li ngay poussé si nit ci 1 heure de temps nit mënu ko porte à porte nit mënu ko dox mbokk nit mënu ko dugg ci ay kër ci waxtu loolu mooy dëgg gis nga am dafa débat boo xamante ni dañ ko war a dépasser quoi gis nga combat bi ku ci nekk fi mu la toll rek nekkal ci loolu gis nga nit ki fi nga toll bul fa tolloo ñëpp te gis nga communication dafa baax te Ardo suma frère la mën nañ ci waxtaan mais dafay péché ci communication gis nga combat bi kenn dugalu ci kenn
kenn dugalu ci Ousmane Sonko daf ci fekk ñenn ñi fekk ci ko ci ku jom ba jàpp ne comme na ma ko waxoon ci Bassirou Diomaye deful assez ci affaire Ndingler bi defal lu raw loolu ku dem ba jàpp ne Ousmane Sonko wàccul assez ci terrain Ousmane Sonko c'est un jeune sénégalais comme man comme yow Tunkara am lu mu woote am ligne bu mu jël boo àndul ak ligne boobu créer beneen ligne bu gën a efficace loolu moom may permettre ma ñëw dugg ci Ousmane Sonko bi ñuy naan Sénégal amul leader foofu nag laa bëggoon tontu peut-être Abdou Karim Gueye avec tout le respect que je lui dois que il faut que ñu xoolaat lan mooy leader lan la leader di tekki xam nga luy leader grand leader mooy suba dama bëgg poche de sang yi nekk ci hôpitaux yi fees mu fees dell leader mooy dama bëgg dama woote VAP kenn xamul luy VAP mu ne dem leen ci suuf si ngeen bay ñu xëy jeunes yi dem bay ba bay fu dara nekkul yaa may dégg grand waaw maa ngi lay dégg c'est bon maa ngi jégalu dafa am benn appel bu ma jotoon waaw yow la vas-y ñëw leader mooy tey nga dem ba am benn capacité boo xamante ne nii ci li la yàlla may xaw ma ndax bu mi ngi ñëw man sama mi ngi ñëw bu baax leer na bu baax leader mooy tey nga dem toll foo xamante ni ci politique mu am lu ne ci yow loo xamante ni ci kilifa diine rek lañ tàmmoon di ko séntu ci nit ci kilifa diine en tout cas lañ tàmmoon di ko gis mooy ku am capacité jóg ne def leen ñu def joxe leen ñu joxe gis nga loolu boobu boo ko yore bu la ko yàlla dénkee dafa am noo koy téye dafay laaj responsable dafay laaj intelligence sociale gis nga toog naa Ousmane Sonko du xeexkat wax bu yàqu la xeex dafa bëri façon am naa vidéo yi ñu ngi fii Issa j'ai tous les vidéos de Ousmane Sonko dans les marches day génn ne sénégalais yi génn leen kenn sénégalais bu ñu génnul lu mu ci mais grand ma ñamal la beneen gis nga dafa am benn borom xam-xam bu bindoon les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire de l'humanité maanaam ñi gën a am influence ci àddina ba mu sosoo ba tey mu jël yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam teg ko ci kaw bu mu ko tegee ci kaw mu am ko woone ko yow comment ça se fait-il que yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga teg ko ci kaw yonent yàlla Moussa nekk fi def ay kiraama yonent yàlla Ibrahima def di Isa def gaa yi def ay kiraama wax ko ñoom ñëpp ñi nga xamante ni def nañ affaire yoo xamante ne nii dafa yëm àddina waaye ne ko pourtant li gën a garaaw li gën a yéeme le plus grand miracle c'est d'avoir convaincu sans miracle exactement looloo tax ma def ko ci kaw gis nga dinaa la xam benn affaire ak loo ci mënti dégg Ousmane Sonko ni muy xeexee baaxul ni muy xeexee baax na loo ci mënti dégg Ousmane Sonko 2014 la Pastef sosu loo ci mënti dégg mooy Ousmane Sonko boobu ba tey mi ngi wax dàq nañ ko grand fam doon liggéeyi lan moo tax mu dàq ko du engagement ya mu créé Pastef jël Pastef ak champ politique bu fekk ci ay parti politique yoo xam def nañ ci ay ati at mu ñëw tey am 6 ans mu nekk ci kanam nga bëgg ko nga bañ ko rajo boo taal télé boo taal c'est l'accent le plus présent lu ñuy xaar ci moom xam nga mooy lan il a un bon programme présenté ko Sénégalais yi ba mu juddoo ba tey mi ngi màgg mi ngi dox mais na muy doxalee politique am ay stratégie nañ ko bàyyi ak moom moo def sànq bi nga ne Issa 100% Sonko la Abdou Karim ne 100% yàlla la man 100% Sonko la en tout cas 100% Sonko la xamul tax 100% Sonko Sonko war na ma loo xamante nii tey tànk bu mu teg ma teg lu mu wax ma ne ko gongo parce que daf ma ko wan jiima ko nekkal ma ci naaj ma nekkal ko ci kër gi parce que gis nga histoire li ñuy wax que ne Ousmane Sonko par exemple wàccul ci terrain xeexul di Ablaye Wade waaye Ousmane Sonko en 6 ans def na lu Ablaye Wade deful en 26 ans opposé noo xam kenn musu ko opposé wane na façon nga opposé wane na façon nga militantisme réconcilier na jeunesse bi ak politique bi nga xam dañ leen dépolitiser woon mi ngi wutee xaalis yoo xam parti musu ko wutee xaalis di opposé woon parti musul opposé woon te nee naa ne dina jël réew mi téye ko noo xam parti musu ko téye réew mi gis nga nit il faut que ñu comprendre ne bu ñu jaxase xelu sénégalais yi opposition du wàcc ci terrain xeex Macky Sall bu gontew ne dina am xeetu opposition bi buñ ko mënoon indil xeetu opposition bu Ablaye Wade wala xeetu
opposition bu doon opposé wu. ne ko mu ngi nii ak bu Ousmane Sonko boobu lay jël. parce que keroog Birame Souleye dafa lu am solo ci ñu bàyyiwul ci xel mooy ñun dañuy nit xel yi la ñuy yee. xel yi la ñuy taal. macha allah xel yi la ñuy taal. duñu taal réew mi xel yi la ñuy taal. exactement. gis nga éveil de conscience. Ousmane Sonko grand. li mu wax mooy li ñuy def éveil de conscience. voilà boo nekkee ci état bu ignorant boo nekkee ci réew moo xam ne doomu aadama yi jànguñu. il faut nga yee leen parce que Sénégal il faut que nga yee leen. voilà Sénégal les gens. te loolu il faut ñu comprendre foofu benn affaire xam nga mooy lan. mooy que ne la solution ne viendra pas forcément de Ousmane Sonko. déedéet solution bi xëy na ci yow wala man wala Abdou Karim lay jóge parce que ku nekk rek capital social nga. ku ci nekk tu as un rôle à jouer. Ousmane Sonko li ñuy xaar ci moom lañ war a xaar ci Sénégalais bu nekk. parce que c'est un jeune Sénégalais comme nous juddoo Sénégal màggee Sénégal def ay choix assumer ko kenn nag te wax na ko ma dégg ko mu ne kenn du ko def loo moom mooy tànn li ko neex di def lu ko neex di déroulé lu ko neex ku dul muy Macky muy opposant ak ku muy mënti nekk wax na la ko nga dégg ko ma fàttali rek balaa maa terminer mooy que ne Pastef du daayira du mouvement c'est un parti politique organisé ñu jël ko nag dénk ko ci loxo Ousmane Sonko mu am sàpp yi muy doxe yaa ngi dégg du mbiru Ousmane Sonko moomu ko nit ñi bu ñu jàpp ne parce que man sympathisant la Ousmane Sonko dafa war a doxee ni muy doxe wala Ousmane Sonko dafa war a doxee ni man Tounkara ni ma bëgg muy doxe du loolu Pastef c'est un parti politique boo xam ñëwul rek da day xeex guerre dafa ne damay xeex guerre mais dama bëgg def nu may jëlee réew mi ba redressé ko réew mi nag boo koy jël yaakaar réew mi lay doon moo tax foofu lay terminer pour wax ñenn ñiy wax ci affaire activisme bi demee noonu gis nga réew dafay am nu muy bindoo am nu muy sosoo mu am lu ci baax ak lu ci bon. réew moom nag boo ko bëggee jël defar ko da ngay def ak ña fa nekk ñu baax ak ñu bon parce que nag Pastef bu waree tey ndaam bu waree falu xobu kuy baax ak xobi ku bon xobi kuy saaga ak ku dul saaga xobi ku gëm ak ku gëmul ñoo koy fal mais Pastef am na sañ-sañ ne man fii laa teg sama doxalin mais doxalin boobu du tee ñun patriote yi aussi ñu am modestie bu toll nii bu ñu saaga nit ci pas-pasam ba pare bëgg ko indi ci Pastef bu ñu saaga nit ci gëm-gëmam bëgg ko indi ci Pastef Pastef Sénégal la ku ne ngay fekk ci biir ku nekk am na droit critiquer mais critiquer bu fondé maanaam tey ku àndul ak Sonko am nga ci droit nga wax li nga xam ne moom moo nekk ci yow mais na fondé wu si c'est fondé Abdou Karim mi ngi ñëw sax heureusement mi ngi nii di dugg si waat nga jéggal waaw sama solo bi nag dafa daw man mii déggatuma la bu baax moo tax j'ai du mal dégguloo ma déggatuma la bu baax en fait j'ai du mal xaaral yaa may dégg mais de toute façon man dama lay bàyyi sax sa invité nga kon ne xaw ma Abdou Karim mi ngi may dégg xaaral bul dem xaaral Karim yaa ngi dégg waaw léegi man léegi laa dugg nag mais maa ngi dégg yaa ngi dégg Issa maa ngi koy dégg léegi nii Issa laaj ko question boobu rek ñu bàyyi ko mu tontu waaw léegi Abdou Karim man maa ngi lay ziar quoi Abdou Karim man suma li ma jàpp mooy kenn naa tablewul taxawaay bi nga am ci engagement politique Ousmane Sonko wane nga ko du lu ñuy naa table doo militant sympathisant nga mais sympathisant bu am taxawaay bu am doole sax bu mat sëkk léegi nag Abdou Karim est-ce que souvent yow dooy confondre activiste bi nga nekk am benn combat bay mën a tënk ko ci benn mouvement bu tuddi nitu dëgg am style booy xeexee nitu dëgg valeur am façon booy xeexee am façon booy gisee est-ce que souvent doo ko confondre aussi ak Ousmane Sonko en tant que leader politique boo xamante ni ay moromam ñoo créé parti teg ko mu dénk moomu ko teg ko ci loxoom ne ko parti bi nii lañu ko bindee nii lañu bëgg muy doxee est-ce que souvent aussi quelque part du ngeen di woo ci Ousmane Sonko ci ay combat yoo xamante ne ni ça a rien à voir ak moom tëralinu parti ba ak stratégie politique bi mu teg pour récupérer Sénégal pas juste dénoncer pas juste casse wala pas juste wàcc mais c'est une stratégie pour récupérer le Sénégal pour mettre ko sur les rails du développement est-ce que souvent aussi combat bi duy laaj benn intelligence sociale boo xamante ne ni dafay laaj souvent ñu bañ a demee xol rek mais ñuy demee xel. voilà léegi ñu may Karim mu tontu Karim bismillah. waaw mon frère di nga wax dégg naa ko quoi sa question bi
Issa Karim Abdou Karim maa lay ziar bu baax a baax mais xam nga dafa am loo xamante ni il faut ñu comprendre ko quoi que ñun en tant qu'activiste suñu devoir la ñun suñu devoir mooy éveiller conscience yi mooy yee mooy nekk sentinelle de la démocratie mooy taxawaay boo xam ne dañuy équidistant entre pouvoir ak opposition très rarement ngay gis sax ay activistes di jël position taxaw naan man yii mooma doy kii laa àndal loolu dafa raar moom ñun def nañ ko quoi parce que tamit dañu gis lu ko jar moo tax ñu def ko quoi mais problème mooy dafa am loo xam ne il faut ñu comprendre ko quoi mooy réew mi instant yi dafa toll foo xam ni Sénégal moo toll ci guuta toll ci jafe-jafe yoo xamante ni ñun dañu bëgg lu libérer Sénégal te li libérer Sénégal instant yi bu dee pertinence rek ak xam-xam loolu kenn mënu ci critiquer Pastef xam nañ ni Ousmane Sonko parti politique la boo xamante ne bii ay nit dañ ko créer am seen leader teg ko ci loolu ñëpp xam nañ ko mais dañ ne man dama ne instant yi fi Sénégal toll nii ku ne yow da nga aspirer nekk président Sénégal ku ne yow da nga ñëw pour opposer wu ku jéggi jàkkaarloo li fi nekk dara defee nekkatu lu dul banditisme Sénégal banditisme moo fi nekk banditisme bi fi Macky Sall nekk di def nag daa am lu koy dindi quoi du ay costume yu rafet moom laa sama copain ñoom Bassirou Diomaye Faye ak ñoom Birame Souleye may leen seen costume yu rafet na trop vous êtes très pertinent mais ñi ngeen ko séqal ñi ngeen ko séqal xamuñu loolu xamuñu li ngeen di def Macky Sall négociation ak gars yi intellectuel bi ñuy jëm a ñoddi ak Macky Sall xamul loolu bu dee foofu la ko gars yi ndarakal Macky Sall dina li gën a bon nag bi gën a ñaaw xam nga mooy lan Issa Macky Sall dina jàpp Ousmane Sonko ci jàpp boo xam ne dina ko tëj boo xamante ni boobooy gën a ñaaw parce que boobu day fekk Ousmane Sonko doon bañ a génn ci mbedd mi quoi ñu naan kenn du ko laal ñu naan non kenn du ko laal Sonko pour jege non parce que moom moo fi nekk koo xamante ne nii moom mooy le seul kii instant yi Macky Sall moom rek la bëgg a jàpp moom rek la kii moo rax lii moo rax lii Macky Sall mënul dara Sonko mënu ko laal xam nga Macky Sall tapet la Karim il faut nga comprendre c'est que man Karim man dama yaakaaroon xam nga Ousmane Sonko mais dama yaakaar ne da nga xaw a xeeb peut-être ko laal da nga xaw a xeeb Pastef da nga xaw a xeeb Ousmane Sonko booy wax booy je sais pas j'ai l'impression que ay ko mu yeggal voilà baa ma ñëw man xeeb ma Ousmane Sonko xalaat ma ko xeeb ci àdduna man xeeb ma kenn yàlla xam na ko man li may wax nii dama ko wax loo xam ne lu ma gëm la nga man la lay bañ am na ñu xool te du ma ko wax quoi dama ni man Abdou Karim Gueye dama ni man dama ni Sénégalais yi ñuy xas nañ leen bàyyi Sénégal dañoo nangook Sénégal amuñu fit ak nañ ko bàyyi te ñu wax ak leader yi nga xamante ni ñoom la Sénégalais yi topp nga xam bu ñu cliquer doigt ne jug leen bàyyi ji ñëpp jugi bàyyi bu ñu cliquer doigt ne dañoo soxla fond cagnotte léegi mat 150 millions léegi concrètement lan nga bëgg Ousmane Sonko def Karim concrètement tey Ousmane Sonko lan nga bëgg mu def lu weesu li muy def nii lan comme nee ma lii c'est-à-dire voilà waaw léegi dañuy waxtaan bu mu ne nekk waaw dañuy waxtaan quoi man li ma gëm man bi ñuy voté loi wu ñaareelu mbir mi je vous félicite courage parce que mbirum ressource naturelle Sénégal bu leen jàpp ni nag tey la commencé de depuis des années et des années et yow na homme politique yi wax dëgg ci mbir mi ndax ñi ci nëkk dafa bëri waaye nag dafa fekk jamono dox na mais Tounkara doom bàyyi ma eggali rek moo wax bismillah Issa dama ko mën expliquer ne ko maag moom ñoo bokk lu ñuy xeex maag ñoom ñoo bokk camp ñoo far mais dama ni actuellement tous les leaders politiques du Sénégal dañu delloo avance ñëpp a delloo avance ñëpp te dëgg neexul quoi actuellement Sénégalais li ñuy dund nii réew mu nekk dafa am ay leaders yoo xam ne ñoo leen ci mën a génne quoi ñu jàpp nit ñi teg leen ci condition yoo xamante ni fajuwuñu jànguñu wéruñu mënuñu dem seen kër yi normal mënuñu liggéey bu normal amuñu lu ñu lekk seen leader rek lañ yaakaar te seen leader ñoo war a jël ay position xam nga la mooy leader mooy koo xam day jël ay sañ-sañ di def ay di indi déclic waxuñu kenn mu taxaw fenn Trump bi kii di wax nii bi grand bi di wax nii Trump la moo tax ñu tëj compte Twitter am lu tax ñu tëj ko parce que ay waxu dof lay wax dafa bëgg a tànn dafay saboter mais Karim li nga wax fi yëpp Sonko mi ngi koy def li nga wax fi yëpp Sonko mi ngi koy def non ça va yow foo nekk yow fan nga ne man maa ngi Bordeaux moom mi ngi Bordeaux nga nekk ñun Sénégal lañ nekk gënoo ñoo xam Sonko def ak li mu deful lu leer laa la wax si mais yow gënoo ma xam li Sonko def donte maa ngi Bordeaux xam nga erreur boobu ngeen di def non moom erreur boobu ngay def yow man maa ngi fii Bordeaux am na lu ma xam Sénégal loo xamul waaw yow ma nekk Bordeaux nga ni non man laa lay wax man xam laa lay wax dama ne la amul lu ñu suivre ñun tey fii nii ci Sénégal lañ nekk dama la wax ni la actuellement tey Cheikh Bamba Dièye
bi Sénégal amay ay jafe-jafe Abdoulaye bëgg voter ticket 25% bi benn nit moo jug moo def déclic bi indi 23 juin Cheikh Bamba Dièye la mais ana Bamba Dièye moom la amoon xaaral mu ñëw rek xaaral bu ñu juwaatle man élection bu jotee daal lu weñ laay sol campagne la Sonko te duma ci xaar xaalisu kenn damay paas dem ci àll bi te loolu day am dama bëgg ngeen xam ne man du ma noonu Sonko mais wax leen ko dëgg Karim la question mooy concrètement Cheikh Bamba Dièye def na loolu concrètement lan comme Sonko li muy def doyul lan concrètement ngay xaar man saa cette question boobu boo ma ci répondre rek mais ci loolu laa nekk de débat non ci loolu laa nekk de looy xaar parce que damay wax nga ni ma damay wax pare maanaam Sonko la ko war a def Karim loo xam ne dina satisfaire waaw c'est que damay wax mu ne ma pourtant Sonko li nga wax Sonko mi ngi koy def ma ne ko noonu man dama ne man Karim xam nga moom moo xam tamit peut-être la moo tax Sonko melul nii Sonko xeexkat la Sonko ni ko gars yi bëgg def ñu tëgg ko mel woon nii Sonko bi muy wax fii taxaw naan day dajeeg ay xale ñu topp ko naan Sonko yoo lañ gëm mu naan maa la yéen man ngeen gëm boo xam ne du ngeen wàcc ci bedd bi Sonko dañ ko gars dañ ko cënc maañ quoi xam nga Sénégal da ngay woote une benn idéologie di ko xeex am ko ba ñëpp topp la les gars yi buñ la bañee contre ba gis mënuñ ci yow dara après ñu ñëw ànd ak yow te bu ñu ànd ak yow dañuy jëkkante ba jege la sa xel la ñuy changer. c'est que Karim foofu laa am problème ci li ngay wax quoi Sonko boo nee changement idéologie lan moo changé lan c'est-à-dire concrètement c'est-à-dire man dama bëgg nga ne ma concrètement parce que bëri na gars yu bëri ñu naan Sonko dafa changé ni muy defee dafa changé kii c'est-à-dire xoolal xaaral ma expliquer man li may wax dafa leer man dama bëgg nga ñi ñuy déglu dama bëgg nga jox leen de la matière en fait voilà Sonko faisait il ne le fait plus voilà ce qu'il fait maintenant et lii ça ne me convient pas loolu mooy critique bu objectif boobu ba léegi loolu laay wax mais dama may déglu ma développé parce que man sama li may waxee man du ma ñëw rek xoolal man damay développé li may wax bu baax mu leer li may wax dama ko xam ñeme ko dama ni Sonko ci boppam ak parce que Sonko ba muy soog a ñëw idée yi mu yoroon ci xeexal réew mi idée yi mu yoroon idée révolution bi mu yoroon gëm ni affaire bi du croiser de bras moo koy joxe da ngay gëm Sonko taxaw na ba tàyyi ci média bi ñëpp gis ko mu ne nguur dañ koy foqati mu wax ko carrément ne kenn du ko négocier ne Abdoulaye négocié wu ko Macky Sall négocié wu ko lii waxu Sonko loolu du waxu Sonko waaw loolu dafa deñ léegi foofu laa lay déglu ma expliqué la léegi bu ñu demee ba léegi ñu commencé naan ay stratège yooyu ñuy wax stratégie yi gars yi di wax noonu stratégie lan la réew moo xamante ne nii xoola armée bi mi ngi ci poste président bi assemblée nationale mi ngi ci poste président bi justice mi ngi ci poste yow élection yi ngay wax sax yaakaar ko pour nekk président sax fichier électoral bi baaxul yow lan ngay xaar ci réew boobu noonu yow député assemblée nationale nga man foofu laa waxee de député nag dafa am ay yoo xam ne da ko war même boo bëggul nekk président bëggul nekk dara sax am na lu la war yow so loo xam ne geste la boo war def ñëpp gis ko comme lan xaar mais comme li Cheikh Bamba Dièye defoon comme li Cheikh Bamba Dièye par exemple non pas Cheikh Bamba Dièye lan comme Sonko def lan non mu def ak boppam ci biir assemblée nationale te dafa am loo xam ni ay waxu live la quoi ak dafa am ñu ñuy seetaan xam nga doo ñëw mel ni xam nga brique rek moo naan sa borom brique melal ni ma mel brique rek moo wax sa borom brique melal ni ma mel man damay wax dafa am lu ñuy wax ci live am loo xam ne waxu ay Karim boo bëggee ñu débat de Isa boo bëggee ñu débat de non Isa dañuy wax dañuy wax danga ma laaj man ma lay Karim ci combat bi nga bokk mais boo bëggee ñu débat de ci Sonko de may c'est que xoolal grand déggu ba Isa ma expliqué li ma wax dafa leer dama ni waaw ñëwal dama ni li ma wax ni booba léegi maa ngi koy wax ma ne gars yi toog ci télé bi di pertinent la ñu war a bàyyi ndax askan wi leen yaakaar ba gëm ni ñoom mën nañ nekk président askan woowu lañ nekk di noot di sàcc seen pétrole di leen toroxal di leen dóor ku dégg bëccëg ñuy wàcc di dox ay kilomètres pour ñibbi seen i kër fajuwuñu lekkuñu naanuñu amuñu jàmm léegi yaakaar boobu leen askan wi yaakaar ba tax bu ñëwee jug leen bay ñëpp jug bay bu ñëwee ko di leen xaalis ñëpp def ko na tax ñoom ñu jugal askan wi nag taxawal askan bi waaw léegi Karim li ngay fàtte mooy avant bëgg ma yàggali ko nag ci débat bi li yow li nga bëgg sax ma wax ko fii nii ci live bi mënu ma ko man dinaa ko yàggali man xam nga lan la gis nga waajooju ngay wax avant mu naan jóg leen bay jóg leen nii da doon wax bañ dàq ko non yow comprendre li ma wax non maa ngi ñëw non comprendre naa ba liggéey maa ngi ñëw c'est-à-dire yow li nga bëgg a wax Karim li nga bëgg a wax mooy Sénégal toll na foo xam ci souffrance foo xamante ne nii un leader comme Ousmane Sonko 2 minutes mu may la 2 ngeen may voilà Sénégal li nga bëgg a wax mooy Sénégal toll na foo xamante un leader comme si souffrance un leader comme Ousmane Sonko il ne peut plus se permettre d'avoir un certain comportement il doit appeler les troupes et aller au front man su ma la déggee loolu ngay expliqué la nag léegi xoolal xam nga gars yi actuellement soo waxee xam nga lu ñu la wax ne la man j'insiste pas waxuma Ousmane Sonko mu woote wala mu def ay joxe ay mot d'ordre wala affaire yooyu après gars yi takkal ko xam nga jàpp ko après ñu ti déedéet waxuma loolu waxuma mu sacrifié waxuma loolu man xam na laa gëm man dama gëm ni moom
capacité d'indignation bi nga xam ne moom la Sénégal war a am ci moom la war a jiitoo moom amul lu mu waxul amul lu mu dévoilé wul lu bëri ñi xam wax na ko comme Clédor Sène li muy wax Sonko amul lu mu xeexul amul lu mu ñëpp xam nañ ko sacrifice yi mu jël yëpp xam nañ ko moo tax ñu ànd ak moom tey ñun ñi di wax yow moo tax ñu ànd ak moom te tey fi mu toll nii fu mu deewee fu mu pikiroo ñu naan fa comprimé mais dama lu waxee maanaam tey dafa am loo xamante ne nii léegi loolu dafa doy débat wu télé yi ak wax yi moo doy xam nga fu ñu toll Macky Sall dafa jaay doole askan wi jaay doole opposition bi jaay doole sénégalais yi jël sëriñ si def leen ci poosam jël justice bi def leen ci poosam jël armée bi def leen ci poosam léegi peuple bi dafa am lu déclic bu leen tax a jóg déclic bu da ngay toog sa kër naan non jóg leen nañ leen daje fii déedéet assemblée nationale ngay dem nga def fa loo xamante ne nii ñëpp la fay fekk léegi Karim may ma 2 minutes rek dañuy waxtaan may ma 2 minutes léegi comme da nga bëggoon ñu débat ñu xaw a débat tuuti quoi waaw gis nga Karim booy ñëwee di mener un combat ci benn société boo xam dafa mel ni bu Sénégal da ngay xam société bi ngay xeexal kan la il faut nga maîtriser la société sénégalaise il faut nga maîtriser lu ñuy la sociologie sénégalaise en fait gis nga ci laay ñëw gis nga ni nga koy expliquer nii c'est trop facile mais gis nga il faut nga comprendre que ne man xamul tax ci man gis nga Sénégal dafa am lu ñuy wax ay représentation sociale yoo xam ne dafay peser lourd gis nga ni nga ko waxee nii yóbbu na trop de mais Sénégal dafa am lu ko tënk loo xamante ne nii weesu na politique Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne nii damay dégg sax yenn gars yi naan ay classe ay kii Sénégal du classe Sénégal ay communauté la soit c'est des communautés religieuses wala ay communautés culturelles est-ce que comprendre nga gis nga Ousmane Sonko lu mu am doole lu mu am sañ-sañ am na ay situation yoo xam bu amee Sénégal moom il va perdre le fil parce que Sénégal moo bindoo noonu xaaral rek ma ñëw gis nga Sénégal dëkk la boo xamante ni dafa am lu ñuy woowee la kilifaisation le Sénégal c'est une société boo xam dañ ko kilifaiser gis nga loolu nag mun nga ko nangu comme mun nga ko ñànk nangu gis nga nit ki dafa am li ngay bañ li ngay xeex ak li fi nekk il faut que ngay jël ay compte li ngay bañ li ngay xeex ak li fi nekk comprendre nga loolu boo déggee ñi naan stratégie du naxante stratégie mooy Sénégal bii ma bëgg a changer fan laay jaar ba changer ko dafa am ay obstacle yoo xamante ni dafa am suñu société moo bindoo noonu xam nga comme moom mooy lan Ousmane Sonko tey am na nu mu doon woowee tey lu mu am mbooloo jeunesse bi lu mu am mbooloo jeunesse bi jeunesse boobu lu mu am doole boo ñëwee ci dëkk bu Sénégal am na benn kàddu boo xam moo ëpp doole jeunesse boobu yëpp Sénégal noonu la bindoo comprendre nga mu ñu nekk ci dëkk boo xamante ne nii nee nga Macky Sall dafa dugal kii ci poosam dugal média yi ci poosam ñu nekk ci benn société de communication boo xam dafa doy waar trop Ousmane Sonko a compris que dafa war a def ndànk dafa nekk di xeex ak ñoo xamante ni lu ñuy woowee système xam nga système bi weesu na Macky Sall xam nga système bi gars yi dañuy naan c'est une mafia politico-religieuse et d'hommes d'affaires est-ce que comprendre nga yow nga njëkkee ne Macky Sall dafa maîtriser secteur yi bëri ci société bi donc Ousmane Sonko bu sooboo mooy day xaru Sénégal Ousmane Sonko li muy togg ku am seetlu ku am taxaw seetlu ku am di suivre Ousmane Sonko depuis 2014 beneen moment nga doon wax Ousmane Sonko mu jóg def muy def nii ba mu des tey Ousmane Sonko obstacle yi waaw parce que obstacle yi gënoon a diis muy surtout obstacle religieux bi nga xamante ne nii ak lu politicien am doole boo nee waaw ñoom ñu ne déet Sénégal day taxaw parce que Sénégal fa la toll tey Ousmane Sonko réussir na ak Pastef commencé dugg ci xolu ñëpp commencé di yegg foo xamante ne nii y a des années derrière yegguñu fa woon Ousmane Sonko commencé am benn attitude boo xamante ne nii au-delà de l'aspect syndicaliste bi nga xamante ni ci loolu la commencé au-delà de l'aspect politicien bi nga engagé bi nga xamante dafay dénoncer il a compris que il faut mu yegg ci beneen dimension boo xamante ni dafay réconcilier tous les Sénégalais il faut mu yegg ci benn dimension boo xamante Abdou Karim Gueye day gis boppam ci moom en tant que un jeune buy révolutionnaire noonu la benn xalif généralu tel gox di gisee boppam ci moom noonu la évêque bi di gisee boppam ci moom noonu la imam bi di gisee boppam ci moom noonu la sama yaay mi nga xam jàngul xamul day dégg Ousmane Sonko ñu naan ay xaleem ñooy saaga ci réseau yi te xamul ni muy xew Ousmane Sonko dafa war a benn image boo xam ne dafay réconcilier les Sénégalais et ça il le fait attends je m'explique là il le fait au nom du combat il le fait au nom du projet parce que gis nga Sénégalais yi kenn du leen forcer dara Sénégal bu Ousmane Sonko bëgg a jiite mooy chaque jour ma wax ko mooy Sénégalu
pël bi ak joolaa beeg séeréer bi mooy Sénégalu murit beeg tijaan beeg layen bi mooy Sénégalu Pawlish ak Ouzin Keita mooy Sénégalu Siteu ak Balla Gaye mooy Sénégalu mooy Sénégalu Abdou Karim Gueye ak Ardo Ñing ku ci nekk dafa am loo gëm am looy dund te même boo duggee ci programme Ousmane Sonko beddiwul kenn Ousmane Sonko c'est un révolutionnaire gis nga naa révolution dafay bëri ay forme ñun ñii dañ doon tagg Cheikh Anta Diop di tagg Mamadou Dia tey ñu ngi koy dund tey ñu ngi def tey li Mamadou Dia doon def tollatuñu rek di ko lire di ko def ci réseaux sociaux yi di ko bind tey dañ koy dund mu ñëw ne la man maay le changement yéen Pastef yéen jeunes yéen ay le changement mu ñëw ne leen léegi parti politique bu ngeen nangooti kenn mu jël xaalisam topp leen ngeen topp ci gannaawam mu gàddu seen avenir c'est-à-dire gis nga li ngay wax noonu gis nga lu ëpp solo xolal gis nga loolu moo gën a diis fop benn marche bu def 100 000 personnes à la place de l'Obélisque parce que xam nga loolu ma tëjee foofu en 2 secondes xamul tax loolu mu garaaw parce que loolu mi ngi ci xel yi man Ousmane Sonko bu fi jóge woon tey damay perpétuer combat bi c'est-à-dire Ousmane Sonko li mu def xoolal gis nga cette masse critique là bi muy wax nit ñi di ko dégg bés bu ñu demee ba defar ko dina Ibou Fall woo ma fii Issa dégg nga bés boo demee ba am masse critique boobu noonu jàmbaar xoolal bu boobaa yow sa bopp sa coono jeex bu boobaa yow sa bopp dootoo dem jeel mais dégg naa la mais non c'est-à-dire Ousmane Sonko mën na fal sax ñu ko ne dem jeel parce que li fi nekk su fekkee ne nekk dañuy dem jeel parce que bu dee moom jeel la ngeen jeel ngeen man li fi nekk waxin la rek ñu dañu ko ne dem jeel c'est-à-dire jeel taxu ñoo jóg ñun li fi nekk la ñuy xeex rek waxin la rek léegi xaamuñu ma wax la quoi ma wax benn affaire ñu bañ a guddal sax yenn xëccoowuñ dara mais ñu leeral seen nga xam ñi ngi seetaan pour leeral leen quoi li nga wax noonu ci waxtaan li ñuy def nii dafa am solo mooy ñaari opinion voilà grand amu ñun tey ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy ñoddi ñun ñëpp exactement ñun ñëpp ñoo bokk fi ñu jëm ñoo bokk li ñuy xeex effectivement li ñuy rob bu ñu amee ci même daa bi lañ koy sot yàgg na waaw léegi dafa am loo xam il faut mu leer ci bopp Sénégal yëpp xam ko ñu xam ko mu leer quoi mooy man li ma wax man sama position li ma wax ni man dama gëm yow li ngay wax xam nga yow li ngay expliqué fii ci Ousmane Sonko Pastef bi yëpp saa loolu dama ko naan dama ko moom la ñuy naanee café li ngay wax ni ci Pastef ay non xam nga dafa ñëw ne lii dafa loolu dañ koy naanee café dama nga xool samay live il y a 3 ans wala 2 ans ci ginnaaw samay live nga xool ñun loolu dañ koy c'est-à-dire loolu dañ ko wax xamal ko nit ñi ba loolu dépassé nañ ko non dépassé wuñ ko dépassé woo ko de loolu mooy combat bi en réalité leneen du combat bi waaw ba ci demal bi nga wax dama doon déglu dama ni demal li nga wax ni c'est-à-dire ñun dépassé nañ loolu bu ñu waxtaanee bu dama ne la ñun dépassé nañ niveau boobu noonu que lii moo am ay parti politique boo xam dafa ñëw ak Sénégal ni parti politique formé woo nga xam Sénégal ñëpp xam nañ politique Sénégal ni mu mel da ngay ñëw dem nekk ci pouvoir bi sàcc ba doyal ñëw créer sa yëfu bopp après toog di jël xaalis bi di ko joxaat nit ñi ak pour récupérer waat ko ay parti politique boo xam nit ñi day ñëw bokk ci pour am lu ñu dundee yooyu contraire loolu lañ gis moo tax ñu topp Pastef quoi moo tax ñu topp Ousmane Sonko révolution lan mooy révolution rupture totale la laaj ci lépp nag yow doon révolution da nga koy indi politiquement te Sénégal fii socio-culturel wala côté religieux wala ni ñuy dundee yow mënoo indi révolution stratégiquement si biir loolu noonu. révolution processus la de du rupture de processus la Karim tey amul ku xamul xoolal Sénégal amul ku xamul Ousmane Sonko Sénégal yi li ñuy dund nii. li xam ak xam. ah mais bro da nga may déglu tamit man dama la déglu sànq quoi. waa ji demal man am na ko comprendre ci seen waxtaan yéen ñaar après dinaa joxe sama opinion. waaw Sénégalais waaw Sénégalais li ñuy dund nii ah. Sénégalais li ñuy dund nii ah man dama ne nañ bàyyi di wax Sénégalais dañoo ragal parce que réew bu nekk ay leader ñoo koy déclenché déclic leader moo koy indi li tax Sénégalais yi jóg foog ñu gis kilifa bu jël responsabilité jóg. kilifa bu jël responsabilité jóg benn Sénégalais di jóg léegi nag ay ba mu waxee ay waxu ay sëriñ ay kilifa diina ay kii fi ñun xam nañ li fi nekk quoi dañuy raayante ndik mais fii sëriñ si ñun ñëpp xam nañ ni mu demee quoi comprendre nga léegi nag man dama wax ba ne politiquement Ousmane Sonko xam nañ ni du moroomu ñii ci wàllu xel ci wàllu xam-xam ci wàllu gëm réew patriotisme mais dafa am doxal boo xam ne moo si des te doxal bi mooy réew mi Sénégalais yi dañoo sonn kuy xaar Sénégalais yi jóg tey te yow fas yéene woo jiitu ci kanam kon Sénégalais nu ñuy jógee. waaw mais nan la ñuy jógee. waaw léegi Issa may leen ma yéen. xoolal ma daaneel rek damay daaneel rek. man Abdou Karim man. dama ne nii ngeen di doxalee man ànduma ci. pouvoir bi ngeen am su ma ko amoon Macky Sall du nelaw. billahi wallahi wa rabbul kaaba
pouvoir bi Karim yow mouvement nga yor ñun parti politique lañ yor après di nga wax quoi après di nga wax après di nga wax quoi après di nga wax billahi wallahi pouvoir bi ngeen am tey ki déclenché 23 juin amu ko woon dama bëgg ngeen comprendre loolu quoi ngeen xam ko instant yi da ngeen nekk di dellu ginnaaw di tafu ci miir bi di daw ba dugg ci duusi tëju parce que da ngeen jàpp ni leader bi kii nii kenn waru ko laal warul mais concrètement Abdou lan mooy firndeel li ngay wax non mais c'est trop facile non parce que depuis début live bi da ngay mais ça concrètement non tey non Karim duma la bàyyi nga naan non duma la bàyyi nga naan Pastef dafa dellu gannaaw loolu du ci mun dellu fan lan moo c'est-à-dire non Issa Karim dellu ginnaaw non xaaral ma grand ma leeral ko wax parce que comprendre voilà waxuma Pastef moo dellu ginnaaw voilà lan moo dellu ginnaaw bi ngeen di daw terrain bi laa la wax xeex bi ngeen di daw ak Macky Sall bi nga xamante ni c'est un voyou c'est des bandits yoo xamante ni yàq nañ ci mais c'est un choix qu'on a fait bàyyi la nga wax bo comme waxal comme yow mënoo muñ noppi mënoo xaar non Karim xam nga li la dal moo dal activiste yu bëri mooy yéen da ngeen bëgg a ànd ak Ousmane Sonko bare xeexloo ko seen xeexu bopp c'est pas possible là man loolu c'est ça en fait qui me fait mal c'est pas possible c'est pas possible Ousmane Sonko moomul Pastef c'est le leader de Pastef c'est un parti politique jàmbaar c'est pas un mouvement c'est pas un mouvement yéen Karim nitu dëgg créé wu leen ko pour jiite Sénégal pour dem palais non yéen vous avez un combat spécifique c'est un mouvement que vous avez un mouvement il est né pour combattre quelque chose normalement à partir de ce moment-là cette chose-là disparaît le mouvement est appelé à disparaître avec wala à se réinventer mais un parti politique tu parles d'un parti politique tu parles pas à un activiste tu parles pas à un activiste tu parles à un leader politique boo xam y a un projet bu ñu teg ci loxoom projet bi c'est pour xeexal sénégalais yi ba dem suba ñu ëllëg jiite Sénégal boobu nag pas jiite waa Pastef pas jiite ñi yeewu kese jiite ñi yeewu ak ñi yeewuwul c'est-à-dire Pastef c'est un projet boo xam dafa laaj stratégie bu ñuy def ba implanter projet boobu nag stratégie bi nag parti bi moom mooy xool en fonction de ses moyens en fonction de ses possibilités comprendre en fonction de la situation en fonction des informations yoo xam peut-être yow amoo ko awma ko mu xool ni muy nu muy ajusté boobu c'est-à-dire loolu rek laa bëgg ngeen di bañ di fàtte que ni Pastef c'est un parti politique de mouvement te Ousmane Sonko du activiste c'est un leader politique c'est un leader qui porte un projet da nga nekk di répété wu rek li nga wax ngay waxaat rek waa ayca kon demal voilà léegi dama ni xam nga laa wax xam nga da nga ni ñun activiste dañoo bëgg a xeexloo Ousmane Sonko suñu xeexu bopp foofu la problème amee quoi waaw parce que man damaa gëm ni Sonko non man damaa gëm ni man parce que bu nekkoon parti politique au sens du mot parti politique comme Sénégal ni ñuy politiquer kon du am li mu am tey non melul li Sénégal ni ñuy politiquer une autre façon de faire la politique mais c'est toujours la politique autrement la quoi la politique autrement la quoi waaw la politique autrement mais ba léegi politique non xoolal man su ma taxawee tey xam nga di expliquer ñuy développer ci benn nit di développer ci benn parti politique mooy wan ni la politique autrement la quoi exactement mais dama ni politique man xam nga dama ni affaire u taalibe ak sëriñam yooyu la Sénégalais yi war a bàyyi mais kan mooy sëriñ bi kan mooy affaire mu nekk sa sëriñ Touba nga nekk Serap Fall xool leen Sénégal ngeen jiital ko te nit bu ci wax dëgg jotee ngeen wax ko dëgg ñun ñëpp doon ànd wax dëgg mais kon jiit non mais Karim kon jiitaluñ Sénégal mais xam nga luy problème man ñaari France lay sànni rek ngeen attaque da nga may déglu rek non c'est que Karim yow sa wax yi ngay wax day diis te doo ci bàyyi sa xel Karim yow da nga jàpp ne Sonko benn sëriñ la ñun ay Baye Fall lañ voilà yow bu dee xam nga Pastef comme ni nga ko waxee sànq ni mu bindoo ak ni muy doxee sax bu dee comme ni nga waxee sànq ne da ngaa guux Ousmane Sonko boo ko guuxoon doo waxee nii waxuma la dama ko guux Ousmane Sonko Karim mais bàyyi ma wax bo grand waa demal ñëwal yëgal li may wax waa ñëwal léegi ñëwal ah mais c'est dommage xam nga lii kan moo ma ko jàngal benn jour waaw dama doon def interview ak Sonko quoi muy wax bi yeggul après may dugg ci leen mu ne ma non bàyyi ma yeggali wax bi parce que nit ñi su wax bi yeggul ni ñu koy interpréter nit ñi duñ ko comprendre loolu dama ko remarqué ba loolu dama ko négliger ba man loolu dugal na ma kaso man wax bu yeggul exactement boo nee nañu taal moo tax ma bëgg ñu bàyyi ma rek ma yeggali ba daane exactement c'est très important waa ñëw voilà léegi dama ni waaw man li ma wax c'est très clair gis nga man li ma wax dafa leer Sénégal li ñuy dund nii xëy na yéen dundu leen ko quoi dégg nga boutique bi mooy tëj noonu boutique bi instant yi 21 heures moo jot boutique bi mooy tëj noonu ku doon liggéey ci guddi gi instant yi yow sa dépense bu assuré ko jaaykatu fonde yi jaaykatu cere yi député assemblée nationale ñëpp dañoo jël pouvoir yëpp jox ko président bi Macky Sall élection da nga mettre El Hadji Diouf lu mu wax Macky Sall ne élection 2024 la ko bëgg
mais attends El Hadj Diouf Macky Sall moo ko yónni pour mu dugal loolu suñu xel yi. waxam de kenn du ci door doom. Macky Sall ñu on n'est pas d'accord. mais xam nga tamit mais li xam nga wax bi sans wax moo ëpp solo quoi que ki ko wax que su fekkee Macky Sall moo ko yónni aussi kon loolu benn la rek ak mu wax ko pareil. mais on n'est pas d'accord. kon amul sens c'est-à-dire benn la dama ne la man mënu ma ànd ak koo xamante ne nii président mënu ma taxaw naa damay comprendre président boo xam ne da nga jalgati constitution bi jalgati règle yi armée beeg yëpp nga jalgati ko respecté wu askan wi faale woon amoo seen yërmande jël police bi ak gendarmerie bi def ko doole di ko ba ma muy songu néew du doole yi nga ñëw ni man leader laa bu ñëw pour dimbali réew boobu noonu yow fichier électoral bi nga yaakaar pour nekk président sax baaxul fichier électoral bi baaxul ki ngay waxal faale wu la respecté wul kenn après nga ne da ngay stratégie bi la wala da nga yaakaar Macky Sall yaa fus la Khalifa Sall stratégie la doon. mais Karim lan mooy stratégie la stratégie bi lan la. parce que moom xam nga stratégie dafa am xam nga fekkee ni réew dafa am lu ko tënk d'abord. mais stratégie bi mën na nekk suba stratégie bi ci boppam mën na nekk suba mën nañ xëy Ousmane Sonko ne nañ dem place de l'Obélisque mën na nekk loolu. waaw dégg ma expliqué la dama ni su fekkee loolu am na. xayru ko dama ni. il faut ñu bàyyi ko mu togg ba ñëw. bu fekkee ni carte électeur la bu dee élection présidentielle la wala élection locale wala législative wàllu élection yàqul na Sénégal démocratie amatul Sénégal bu fekkee ni justice la amatul Sénégal bu fekkee respect la ci askan bi amatul Sénégal léegi nag waxatuma sax jafe-jafe yi njàng dund faju waxatul lool léegi en tant que politique bi ngeen di wax yéen naan politique ay stratégie politique boobu ngeen di wax ay non ba ñi comprendre religieusement expliquer loolu amatul Sénégal ndax sëriñ si war nañ seen bopp kilifa yi war nañ seen bopp askan bi instant yi nii li ñuy dund benn sëriñ dund ko tey gendarmerie boo demee seen gendarmerie bi li ñuy dund seen sikki seen boos gendarmerie bi ñu nekk ci kaw li ñuy dund gendarmerie yi nekk ci suuf dunduñ ko jafe-jafe policiers yi jàmm ji ñu nekk ci kaw ñu nekk ci kaw policiers yi ci suuf dunduñ ko ñoo gën a sonn sapeur pompier ñoom mbalit lañu askan wi amatuñu jàmm ci dara chauffeur yi amatuñu jàmm nit ñi dañuy dox ay kilomètres pour ñibbi ma ne foofu la yem ba pare assemblée nationale ñu jël état d'urgence maanaam ñu jël Macky Sall jox ko pouvoir yëpp muy def lu ko neex léegi Sénégal nekkatul dëkk amatul njiit ay bandi ñoo nekk ci bopp bi boobu ñu bëgg a nekk opposition nga ne yow da ngay bañ a tëdd kaso mooy war nga xoolaat sa bopp parce que Sonko boo doon jugul mais Sonko waxul lool de Sonko waxul lool de xaaral ma ñëw non mais bro baa ma yeggal nag ngir yàlla bu ma dagg quoi bu ma daggee damay mais Karim nag des fois da ngay wax ay wax yoo xam day baa ma yeggal li may ko yeggal waaw ay demal dama ni instant yi nii Sénégal fi mu toll nii képp koo xam ne danaan non dañuy stratégie wala dañuy préparer affaire instant yi nii il faut ñu xoolaat ko il faut ñu lii te pouvoir gis nga même bu dee benn député mën nga dimbali Sénégal benn député gis nga keroog ba ñuy voté affaire ngëmbal 1 ngëmbal 2 ci pétrole Mauritanie ba nga xam dañu ko séq ak moom ñun ñaar ñëpp ñu am ay puits te suñu puits nekk bu Mauritanie nekk si kaw ñu bëgg ñu séddoo ko yamale lépp Sonko moo tax kenn voté wu ko Assemblée nationale dafa taxaw ni du fa jógee kenn voté wu loi boobu nag kenn voté wu ko booba léegi voté nañ fi loi 25 voté nañ fi loi wu nu mu tudd affaire parrainage bi jàll na voté nañ fi bërki démb loi bi ñu jox Macky Sall nii Macky Sall loi yi soxla xamal lu ko am pouvoir yi lu mu koy doyee suba day taxaw teg élection 2024 imposé nit ñi def état d'urgence ñëpp fatu nit ñi bu ñu génnee te gis ñu leader bu génn loolu du amati Sénégal non d'accord baax na Sénégal lu ne am na fi grand waaw mais ak Macky Sall tout est possible parce que du nit mais ñun du loolu ça va day changer waaw baax na ok anyway mais damay wax rek man xëccoowuma ak maanaam nekkuma fi di dénigrer kenn quoi mais dama wax ni tey boo gisee ñu xam nga Karim souvent da ngay toucher ay questions waa vas-y boo gisee ñun Issa boo gisee ñun ñu sonn di wax xam nga parti politique bari nañ fi xam nga bari nañ fi tey am na ñoo xam mënuñ fi nekk ñun di wax ak ñoom mënuñ fi nekk di lan moo tax ñu topp si à chaque fois naan Sonko parce que xam nañ ni ñun tey bu doon ñeneen la lijjantuwuñ leen mais parce que dañoo xam ni fii lañ am suñu yaakaar pour Sénégal dañoo xam ni ñii ñoo ñu mën a dimbali ci Sénégal parce que déglu nañ leen topp nañ leen xool nañ ni ñuy doxalee xam ne ñii ñoo ñu doy moo tax ñun ñu ñëw indi suñu wàll ci combat bi mais combat yi ñu combat ñun avant Sonko dañ ko doon xeex après Sonko dañ ko continuer di ko xeex Sonko bu nekkoon président suba ñun dañuy taxaw ci touche yi fekk ne ko sama waay on t'a à l'œil donc kon ñun am nañ droit aussi taxaw ne wax suñu xalaat à tout moment ci li nga xam moom lañ gis ci doxalin bi mais dama bien sûr léegi politique religieuse ak politique ay socio-culturelle yi gars yi di wax ak ay Sénégal ni muy doxee culturellement socialement ni ñuy doxee xelu nit ñi fi mu toll ak yooyu yëpp xelu nit ñi fi nekkoon 2012 ñoo fi nekk ba tey mais dañoo gisoon ay nit yu doon jug di def li Sénégal ñëpp a ruux mais bàyyi su ma waa ji ngir yàlla war a suur laay ñëwal Sénégal vacances dama la ko ñaan rek nga ñëw ñu ànd maag yow nga xool ñu ànd Petersen
dugg fii nga xool dugg ñaari tali dem nga xool Sénégal Ndakaaru nu mel nga xool nit ñi li ñuy dund nga bàyyi ba 16 heures jot 19 heures nga xool Sénégal yi li ñuy dund loolu léegi Karim leader bu la méttiwule waaw ma ne kuy leader bu la méttiwule moo yow nekkoo Sénégal quoi wala yow peut-être da nga fas yéene gëmm lu bari parce que léegi ma laaj la mais léegi ma laaj la may leen ma yéen ñaar une seconde may leen ayca demal ko dara Karim man am naa lu ma comprendre ci sa waxtaan am naa lu ma comprendre aussi ci waxtaanu Issa li ngay wax mooy exactement li nga xam ne moom mooy réalité jour au jour bu Sénégal mooy coono sénégalais mais li la Issa di laaj toujours te loo comprendre gis nga par exemple Pastef ni muy doxee mooy ñoom plan bi du benn nit moo ko yor Sonko mënul décider suba ne damay jóg damay woo sénégalais yi ñoom ñëpp ñu topp ma pale loolu stratégie la boo xam ne Pastef ñoom ñoo koy defandoo ñoom ñëpp ci seen biir ñoom ñoo koy travailler bien vrai que Sonko mooy lii de dernier mot bi ci loxoom la def mais li ma wóor te wóor mooy ci li ma comprendre Karim ci yow li ngay laaj mooy gis nga doole boo xam ne tey sénégalais yi jox nañ ko Sonko te gëm nga ne bu Sonko woote woon ne sénégalais yi nañu wàcc dem jeexal li rek problème yi jeex nak jeex na bu yàgg kon exactement kon jeex na bu yàgg voilà mais man aussi li ma comprendre mooy Sonko mi ngi ci trajectoire c'est que yow Karim mënuloo xam ci lu muy dox man mënuma ko xam kenn mënu ko xam parce que ñoom parti politique lañu mais ñu ngi dox ci plan boo xam ne xam nañu ne Macky Sall mii suñu jógul ci moom Sénégal du génn ci nguuta gi ñoom xam nañu loolu ba pare mais ñu ngi ciy dox kon baax na li mu waree kon baax na non duñu tëdd Sonko xam nañu ñi ànd ak Sonko xam nañu loolu Sonko newul ne kenn xamul luy plan wu Sonko parce que moom mi ngi waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal mais lii di dund nii tey yow li ngay wax nii tey mais Sonko waxoon na ko sénégalais yi Karim waaw waxoon na leen ko kay mu ne les sénégalais vont souffrir mu ne juróomi at yi di ñëw mooy gën a metti ci existence su Sénégal waaw mu ne parce que lan moo tax loolu di am mooy incompétence ñi nekk assemblée nationale waaw Karim am na ay député mécanique yoo xam ne Macky Sall daf leen teg assemblée nationale ñooñu du ñu lire sax lu Macky Sall bind loolu kay loolu biti dafa na te am naa vidéo yi xam nga lu ñu wax ñu ne ñoom du ñu déglu ñoom nañu ne rek voteel ñoom bugguñu xam sax lan la ñu bind ci këyit nañu ne rek voteel ñu jóg ñu voté Tunkara voilà léegi ma jox Issa kaddu après nga ñëwaat Pythagore dafa bëgg a dugg Karim tey gars yi duñ la may dara léegi dama bëgg ñu comprendre benn affaire Tunkara waaw vas-y xam nga le 23 juin fii la ñu fekk ñun ñëpp le 23 juin am na lan le 23 juin doon xeex lu ko gën a pire am na tey c'est-à-dire que gis nga il faut ñu comprendre benn affaire tey Sonko mënoon na xëy ne jeunes yi ñëw leen génn leen ñu dem xam nga yëngal ñu dem yëngal mais c'est quoi le projet derrière c'était quoi le projet derrière ce 23 juin en fait pourquoi on en est là aujourd'hui moo tax ma ne gis nga Pastef c'est un projet bu am cohérence xaar ma ñëw si may ma rek ma dem Karim non déggoo ma la le 23 juin fii la ñu fekk y a pire que après le 23 juin Sénégal mi ngi xam lu gën a pire li nga xamante mi ngi doon am 23 juin parce que dans ce combat là y avait pas une cohérence c'était pas un projet affaire dóorante la affaire de politique la woon am nañu ci nekkoon di xeex dëgg mais li ci ëpp ñu ko tënkoon du intérêt Sénégal moo leen yëkkati woon parce que sinon am na ñu doon xew avant 23 juin dootul xew tey Sénégal mais lu gën a garaaw mi ngi xew moo tax Ousmane Sonko dafa miser fenn da koy wax tout le temps le Sénégal n'a pas besoin d'un héros ni d'un messie mais d'une masse critique forte de citoyens conscients des enjeux de l'heure bés bu ñu tollee foofu ba Sénégal déglu ma rek Karim ma ñëw gis nga révolution ci xel yi la tey gis nga révolution bi Mamadou Dia doon def ñu tëj ko ci prison Cheikh Anta Diop di ko def ñoom Patrice Lumumba di ko def ñoom Thomas Sankara di ko def gis nga xel moomu noonu idée boobu noonu def nañ leen lu ne mais mënuñu rey idée boobu moo nekk ni ci ñun tey mais Ousmane Sonko daf ci indi beneen dimension cette fois-ci dafa ne c'est nous le changement il faut qu'on change ce Sénégal là mais Sénégal boo koy changer day ànd ak xol de mais c'est pas parce que tey sénégalais yi sonn nañ rek dañu war a génn
déggoo ma de Karim dañ war a génn déedéet Sénégal dafa am nu mu bindoo Macky Sall yor nguur am nu mu ko yoree mu am yeneen pouvoir yu nekk ci dëkk bi Sénégal am nu muy doxee. fii benn xol nga baal ma rek benn parenthèse bu ndaw fii benn pouvoir moo fi am. waa Pastef Macky Sall moo ko yor. waa Pastef Macky Sall xoolal Macky Sall ma jox la benn firndeel gis nga man bokkuma ci benn tarixa mais dama lay jox benn exemple am na benn imam buñ fi mës a jàpp xalif général des Mourides dafa génn wax déglu ma rek am benn déclaration bu mu def du ma la ko fàttali parce que yow yaa ma ko gën a xam mooy bi muy naan dinaa yónnee lettre fii lii bu amul ñu soppi constitution bi gars yi dañu reculer loolu c'est une réalité au Sénégal. non waxul ñu soppi constitution bi non li xalif waxul lool de xalif Mouride waxul lool de. ba tey léegi lu ba tey non Sari li muy wax nii dafa sensible. non man ci combat boobu laa bokk. xoolal déglu ma rek ma expliqué la léegi xoolal man du ma dugg ci débat boobu noonu sax muy sori mais dama la bëgg a xamal ne rek tey Macky Sall tey bu dogaloon tey c'est parce que dafa am loo xam ne yàlla te dañ koy kii gis nga man du ma revendiquer ko ci benn tarixa mais gis nga Sénégal bii ñu nekk nii nga bëgg ko nga bañ ko xalif général des Mourides bëri na loo xam bu ko bëggoon tey Sénégal Macky Sall bañ ko mu am tey force loo nekkul Mouride xam nga ne mouridisme c'est une loo nekkul Tidiane xam nga ne xalif général des Tidiane Sénégal noonu lañ ko mooñee kenn mënu ci dara looloo fa nekk nag te sax ngëneel la parce que souvent bëri nañ li ñuy gis li ci bon mais li ci baax bëri na ci trop te moo ci ëpp mais comme li ñuy wax rek les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Il y a des gens yoo xamante ne nii ils sont avec Ousmane Sonko parce que dañu jàpp ne Ousmane Sonko dafa porter benn combat seen combat. Il y a des gens qui se voient en Ousmane Sonko, il y a des gens qui voient leur combat ci Ousmane Sonko mais ils n'arrivent pas à faire le distinguo entre ñoom seen combat intrinsèque ak combat wu Ousmane Sonko en tant que leader parti politique bu am un projet pour le Sénégal. Ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Mais sois un peu de respect. Nous devons n'importe quoi. Si, Karim, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Gis nga dafa am ñuy jàppale Ousmane Sonko. Di ko jàppale nag ndeysaan yow ci ñu bëri ba ñu gis ko reconnaître ko. Mais gis nga souvent dinañu wax wala ñu jëf wax joo xamante ne nii ni ñuy tagee Ousmane Sonko noonu lañ koy doyadalee noonu lañ koy wàccee noonu lañ koy tuutilee. Si dafay am si day am. dëgg ma si quoi. parce que gis nga Karim yow man bëgguma débattre ak yow mais bu ñu duggoon ci débat bi ba ci profondeur dina mën naa la soulever xoolal ay contradiction yu bëri yoo xam yow sa bopp yaa ngi koy def te xam naa ne ñi nga doon àndal ñi nga doon xeexal yow Ousmane Sonko ngeen ànd ñu ngi lay xool di ree parce que Karim combat bi yow sa bopp ak loo ci mën di def sut na la yow. combat bi mënuñu ko mëne selon say état d'âme tey gis nga romb nga gis benn maire bu feebar buy jooy nga ne non dañuy génn combat bi il faut que ngeen comprendre que ne sut na loolu. combat bi il faut nga comprendre que ne yow ci maire bi ngay mer Macky Sall mën na ciy profité di gën a yàq combat bi système bi mën na ciy profité di gën a yàq combat bi. gis nga le système dafa am schéma de pensée day xalaat gis nga xeex bi ñuy xeex dafa laaj li ñuy woowee intelligence sociale. Non, moi, li xew Sénégal ñun ñëpp la métti. Vous êtes pertinent, vous êtes très intelligent. Non, de question de pertinence. Moi, je suis pas là pour pertinence. Voilà. Je suis pas là pour affaire de pertinence ou quoi que ce soit. Li nga war a comprendre mooy tey s'il y a quelqu'un qui a réussi tey gis nga xam nga lu gën a garaaw tey ci opposition bi Ousmane Sonko di indi ndeysaan nit ñi xëy na li ñu gisagul ci Ousmane Sonko mooy taal po na def lii. mais bu fekkente ne yow yaa ngi def attends baal ma ñëw rek. taal pono génn ñëw non waxin la rek waxuma waaye wax loolu dama ne waxin la maanaam Ousmane Sonko génn wàcc ci terrain bi xeex comprendre nga mais Tunkara bu fekkente ne stratégie boobu noonu y a des gens qui l'ont utilisé et qui ont mené des combats pendant 20 ans qui n'ont même pas réussi yow nga am benn stratégie boo xam yaa ngi koy mëne di ko xeex muy yokk macha allah parce que am tànki taxaw tànki kanam comprendre nga parce que ce combat là du loo xamante dafa war a xëy tey sotti. Système bi cuuneewul noonu système bi sut na Macky Sall sut na Sénégal c'est un système mondial
Il y a des enjeux, il y a des considérations, il y a de la géopolitique, il y a de la géostratégie dedans, il y a tout dedans. Ousmane Sonko, il l'a compris. Parce que, magna nak, dina konde di dénoncer de. Mais gis nga président bi ñu bëgg, c'est un président bo xam président au Sénégal mais un Sénégal qui est connecté au monde. OK. Gis nga jambar Ousmane Sonko ñun dañ ko wara protéger. Ban xamul lu ma bëgg won xam nga Karim lu ma bëgg. Nga ne yeen boy yi Pastef yi bu Dakar amé dara yeen les jeunes patriotes sortez. Yeen ñi woté patriotisme sortez. Par contre Ousmane Sonko laissons-le mener sa politique, laissons le leader gérer. Karim deug la Karim man lool lay wax toujours xam nga man sama waxtaan moy lan toujours Karim. Man même bu may woté fi ci Amérique par exemple man fi la nek xam nga newuma ci diwanu Sénégal waye toujours bu may woté combat Amérique damay né jeunes yi nga xamné nañu dañoo gëm Ousmane Sonko té ñukoy woté nañu genn woné ko ci biir terrain jeunes yi gëm Ousmane Sonko parce que nit en fait do jël comme li ma la wax sank la rek do jël li gëna valeur ci sa alal nga koy saxé nga koy tek ci mais kon grand man dal yeen suma leen déggé Ousmane Sonko mo Sénégal quoi du yeen non pas ça Karim Ousmane Sonko moy lan ma ñëw mané may dégg leen dégg hein Ousmane yéen a may dégg Karim yéen a may dégg wa ñu ngi lay dégg may ñu tuuti mais mbaaw keneen day dugg ni té li wax yeggagul oh waaw grand mais dañ koy may légui déglul Karim yeggalil nga né dama ni waaw suma leen déggé suma leen déggé ni Ousmane Sonko mo valeur Sénégal quoi non loolu yeen loolu ngeen wax non non duma mësa wax loolu non sama yaay moma ëppal valeur ku ma mëna am ci aduna bi man sama yaay waaw d'accord Ousmane Sonko suñu nawlé la jambar suñu nawlé la suñu leader la mais suñu nawlé la valeur Sénégal yi dé non Sénégal nga xamni mom lañu am Sénégal nga xamni fi lañu juddoo Sénégal souci réew mi ci bopam nga xam fi lañ koy bayyi moy pétrole Sénégal moy nguuru Sénégal moy Sénégal état bi moy réew mi Sénégal ci bopam Sénégalais yi Sénégal ci bopam waaw mom manam lu ko gëna précieux amul ci ñun waaw du deug waaw à part diine Seydina Mohamed ak yalla amul lu gëna précieux Sénégal ci ñun exactement légui man dama ni man xam nga ki sang dafa da ngay préférer wax ni na jeune Pastef fi génn na jeune Pastef fi génn waaw jeune Pastef Ousmane Sonko mom ñu def ko ci benn bouteille bo xam kenn mënu non Karim exemple la contexte la waxé dé bul c'est-à-dire ci contexte sa Ousmane Sonko xam nga sénégalais yi ñoo génn jeunes yi ñoo génn ñu ne seen leader la ko kilifa mi ngi melni dama takalew ma len mélanger wu ma len nak mi ngi melni tay ñu ne yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam duñu ben xam nga yonent yalla mom moy njiitul lepp luy diine islam moko jiite légui bu daan wote jihad xam nga lu ñuy def ñi nga xam ne mom lañu gëm dañ ko daan jël ñu ne ko ya rasulullah yow togal fi ci tante bi ñun ñu dem xex parce que li tax bëggu won jiital yonent yalla sallallahu alayhi wasallam ci xex moy buñu jëlon bakkanam ci xex bi ki nga xam ne mom xolam mbedd bi nu mel waaw xolam mbedd bi nu mel maa ngi Dakar mbedd bi nu mel maa ngi gis nga mbedd bi nu mel dañoo mel ñu nekk ci 4 heures du matin dëkk bi ñëpp fatu nañ ci dëkk boo xam ne pauvreté totale Sénégal bokk na ci pays yu gën a pauvre ci doy na waat kon tey bu doon ay 25 pays yu gën a pauvre Sénégal ci la dëgg la xam nga léegi nag salaamaaleykum yéen a may dégg ñu ngi koy dund waaw ñu ngi lay dégg Pythagore waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaay bu baax a baax dama connecté wu woon feneen man li may wax yeegul di rafetlu waaw non bul kenn da ngay xaar 1 minute Karim waxuma sax waaw non Pythagore li ñam dagg na ñëwal Karim non ñu ngi lay déglu ñëwal waxal li ngay wax mais nag Tunkara na gars yi comprendre ne Karim dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan du kii dañuy waxtaan et puis on est ensemble il faut que les gens aussi ñu comprendre loolu du dara quoi dañuy waxtaan rek grand man ak Karim ñi nga gis man ak Karim chaque jour ñu wax and ci dara mais on est des meilleurs amis ay xarit benn bakkan lañu mais duñu and ci lépp loolu c'est normal Karim il faut juste que gars yi comprendre que c'est juste dans le cadre d'un débat mais il y a rien de méchant quoi dañuy waxtaan te Sénégal sax nii la il faut ñu koy waxtaane aussi parce que voilà c'est de la contradiction que jaillisse la lumière quoi donc c'est juste ça en fait voilà Karim ñëwal bismillah waaw ñëwal Karim man dama bëggoon expliquer ne bu fekkee ni ay commentaire moo lay déranger man yooyu déranger wu ma quoi voilà man yooyu déranger wu man nit ñi ak seen i gis-gis man yooyu déranger wu ma quoi man ay nit yi laa ko ay machine déranger wu ma man dama lay répéter à chaque fois ni man Sénégal laa nekk Sénégal man Sénégal laa nekk fii nii nekk Yoff dëkk Médina
dew ma fenn toog fa di wax li may wax dama koy assumer man maa koy wax man su may ànd ak nit damay ànd ak moom te yàlla tax su ma koy bàyyi dama koy bàyyi te yàlla tax su may wax chaque fois dama yàlla musal ci wax lu ma gëmul ak wax nit pour lu neex nit bu àdduna bi yëpp taxawoon nekk loo xam ne man gëm ni lii du dëgg damay taxaw ni lii du dëgg bu ñëpp nekkoon ci loo xam ne du dëgg man taxul ma ànd ak ñoom man nekkuma si loo xam ñëpp dañ cee ànd rek ma ànd man su mboxloo ma quoi su ma loo dara koy def li ma wax dafa leer dama ne man Abdou Karim man li ma gëm xam nga yow sànq yaa ngi kon jeune Pastef ñoo war a génn wàcc ci mbedd bi quoi mais loolu mooy lan si àdduna demal non Karim non kon Karim comprendre ma j'ai pas dit ça maa wax loolu moom waxul de man maa wax ne jeune Pastef yi toujours ma woo leen ne leen nañu génn ci mbedd mi xeex parce que Karim musuloo gis nga Macky Sall moomu ngay wax ci xeexam yooyu nga koy wax Ousmane xam naa sama réseau moo kiiwul quoi dama bëggoon profité rek Ousmane sama réseau moo kiiwul Karim maa ngi leen koy ñaan dama bëggoon profité rek participer bu dee mën ngeen ma ko may balaa affaire bi ci tawaat waaw Karim réseau sax kii na freeze na waaw ñu ngi lay déglu bi tago voilà maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu mbokk internet di rafetlu waxtaan bi Issa maa ngi lay ziar ak Karim di rafetlu waxtaan bi am na solo et puis Sénégal nii la dañ ko war a pencoo di ko waxtaanee kenn ku nekk joxe sa xalaat si la ñuy xamee kenn ku nekk li nga xam ne moom moo nekk sa xel exactement waxtaan bi nga xam ne nag moom poussé na ma ba bëgg a dugg tey mooy waxtaan bi nga xam ne fekk naa ko fi ñoom ñaar ñëpp ñu nekk nag jàpp naa di wax benn wax mais man li ma jàpp moo di ni actuellement tey du question nag far mais Abdou Karim moom moo comprendre li tax ma ne Abdou Karim moom moo comprendre il faut nga revenir dem ci histoire du Sénégal gis nga dafa am noo xam ni Mamadou Dia noonu la taxawee woon am noo xam ni Ablaye ba ci Ablaye Wade bu mujj bi da am noonu la taxawee woon kenn ku nekk Ousmane Sonko bi mu ñëw am nu mu taxawee Ablaye Wade bi mu ñëwee dafa am façon bu mu taxawee woon muy populisme ñëw di génn di jiite ay xeer di sànni ay xeer di def ay affaire ñëpp gis nañu ñu am fuñ ko dëkkal mu toog ay ati yoo xam ni ñi nga xam ne ñu doon mais dinañ dugg léegi waaw mu toog ay at yoo xam ne ñi nga xam ne ñu la doon jàmmaar lool fekke nañ ba am point buñ ko jaar ba gëmloo nit ñi nitu ay la boo xam ne bu ñëwee Sénégal day tàkk rek kale ko foofu nit ñi déglootuñu woon discours am xoolatuñu woon li muy wax mais ñu ngi doon xool ni kii bu ñëwee jël réew mi dina indi ay parce que dafa am benn façon bu mu jëloon te façon boobu mu jëloon aussi lim ci amoon mooy effectivement il avait la rue il avait les jeunes mais il avait pas les consciences tey Ousmane Sonko dafa ñëw am benn façon lutte boo xam ne moom la indi am benn façon révolution boo xam ne moom la indi boo xam ne musul am mooy Ousmane Sonko dafa ñëw attaquer les consciences dafa ñëw am lu mu yeewaat ci biir nit ñi dafa ñëw jox leen l'intérêt bi nga xam ne moom la ñu war a am si dëkk bi dafa ñëw jël déconstruire loo xam ne moom la gars yi construiroon par rapport à une élite boo xam ne moom moo fi yàgg a nekk dafa ñëw wane ni un jeune boo xam ne jàngee na Sénégal defee léppam Sénégal nekkoon ci administration war na mën a génn ci administration ñëw attaquer même le système le cœur du système ñëw tey wax li nga xam ne moom la système bi di def dénoncer li nga xam ne moom la assemblée di def dénoncer li nga xam ne moom la ministre yi di def dafa am beneen façon xar kanam lutte politique boo xam ne moom la wane boo xam ne bokkul ak politique bi nga xam ne par exemple comme ni Karim di wax mooy génn ci mbedd mi taxaw ci kaw c'est un choix et ku nekk da ngay jël sa ay choix et assumer ko man nii li Karim di wax nii man bi ñu génnee élection yi man xaw naa mer génn naa def live je pense que nit ñi ngi koy dégg ni Ousmane Sonko dafa waroon wàcc ci tali bi ñeme kaso mais bi ma demee toog xalaataat xoolaat dama ni noo man juum naa li Karim di wax nii loolu laa doon wax dama ni woon Ousmane Sonko dafa war a génn taxaw xeex gars yi fekk si ko ñu jëlee fi nii mais Ousmane Sonko il a compris que ni affaire bi du question rek génn xeex dem ci tali bi ñu jàppale tëj la kaso ñu jàpp def nangam ak sàngam loolu pour benn période bu gàtt la mais li ñuy yóbbu ci souveraineté Sénégal li ñuy yóbbu ci Sénégal bi nu bëgg loolu dafay jaar d'abord ci xel yi loolu dafay jaar d'abord dans la non Karim yow yaa ngi wax xala Karim yow yaa ngi wax ñu lay déglu li ngay wax gis nga Karim kaay ma wax la lu tax ma lay wax loolu lu tax ma ne la day jaar ci xel yi du ñu génn yow sa choix la ñu génn élection présidentielle balaa ñuy dem deuxième tour nga dem taxaw assemblée place de l'indépendance nga dem taxaw non mani nga ni affaire deuxième tour bi ngay taxaw place de l'indépendance ñu lay jàpp di la yóbbu yow sa choix la woon ñu Sénégal yi dañu d'accord ñu parce que dañ ni yow sa choix la da nga ko assumer Sénégalais yi dañ ni dem foofu noonu non dañ ni am na ñu bëri dañ parce que xam nga ni doo ci am ndam da nga dem taxaw am na ñu bëri ñu wax loolu seen choix la yow sa choix la yow yaa xam lu tax non waxuma loolu dama ni lan moo tax ma def ko laa la wax yow lan moo tax nga def ko yow yaa ko mën a expliquer Sénégalais voilà balaa nga man sa choix damay laaj dama lan moo tax nga def loolu sa choix la n'est-ce pas parce que maa musuñ ci wax si loolu du dëgg
mais dama ne yow yaa fa dem n'est-ce pas dama ne yow yaa fa dem waaw léegi may ko Pythagore may ko indi dama ne yow yaa fa dem n'est-ce pas yow yaa fa dem waaw bu fekkee ni yow en tant que jeune sénégalais grand jeune la élection boo xam musul am ci non waxuma loolu non bu ñu non dama doon wax nga dàgg ma naan ay bu ñu waxee ñu ay c'est-à-dire dañuy dem ci débat gis nga débat boo bëgg a dem ak man Pythagore Abdoulaye Faye Pythagore may ko mu tontu bu du respect mais gis nga bu ñu dans un débat dama ñëw wax yow li nga doon wax dama ko doon wax gars yi dañuy waxtaan rek Karim Pythagore waaw nañu waxtaan quoi ngay jël ay choix yow c'est-à-dire li nga bëgg waxaa li nga bëgg rek ñu waxtaan inchallah c'est-à-dire c'est une façon d'imposer les Sénégalais comme quoi que yow ta forme de lutte bi nga xam ne yow moom nga xalaat ni moom mooy libérer Sénégal Ousmane Sonko dafa war a adopter cette forme de lutte parce que après foog nga wax bi que mooy bi nga xam ne moom nga gis yow mooy lutte bi nga xam ne Ousmane Sonko dafa war a wàcc ci tali Pythagore may ko mu développer may ma eggale rek après moom voilà ñëwal da nga choisir yow benn forme de lutte nga ni léegi yow da nga wax ni Ousmane Sonko forme de lutte boobu la war a choisir man dama ñëw wax li la Karim ñëwal Karim man grand ma ñu réeroo quoi waaw dama ni duñu réeroo ñëwal non dañuy waxtaan rek jàmbaar lii démocratie la Karim lii ci boppam démocratie mais dafa ni sama démocratie vas-y dafa ni sama choix bopp la man ma dem place de l'indépendance lendemain élection présidentielle quoi mais man dama ni Sénégal ñëpp élection yi malgré sàcc yi Macky Sall sàcc yëpp privé plus de 1 million de quelques jeunes seen droit de vote loolu Macky Sall def billahi wallahi wa rabbul kaaba laa la wax fichier électoral bii nii baaxul te loolu Sonko xam na ko Barthélémy Dias xam na ko ñi nekk ci opposition bi ñëpp xam nañ ko conseil constitutionnel ñoo la ko gën a xam ñoo la gën a xam ne fichier électoral bi baaxul léegi élection présidentielle fan la musa amee ci àdduna ñu def élection boo xam ne non seulement da ngay dem fi nga doon voté depuis 10 ans dem ñu voté ñu ne la sa tur nekkul fii yamuñ ci loolu jour élection ci guddi gi minuit premier ministre moo joxe résultat élection yi premier ministre du Sénégal moo taxaw jël suñu RTS taxaw joxe résultat élection yi loolu nag leader bu mu déplané wul leader bu mu mettiwul te man ba manifesté woo ko man sa leader gisuma ko man nag ku nekk à ta façon de manifester ñii dem nañ toog ci kanam média bi ne d'accord uñ si man je préfère dem taxaw place de l'indépendance taxaw ne d'accord ma ci loolu laa def loolu nag ay ce choix la ak du ce choix man xeexloo ma kenn. mais Karim Ousmane Sonko dans toutes les luttes yi nga xam ne non mais Ousmane boo bëggee mu équilibré aussi. waaw mais dinaa ñëw ci yow waaw mais dinaa ñu tontonte. waaw mais il faut ma bu paree man dinaa ñëw ci yow parce que xam nga man yow modérateur am na lu ma ko. waaw non xam naa dama lay bàyyi loolu. am bi yëpp yaa ci dàq modéré léegi may ma rek il faut que may ma. non dama dugg si ak aal parce que xoolal gis nga lu Karim di wax nii xam nga lu tax. Karim je laisserai pas passer li nga xam ne moom la Karim di wax gis nga Ousmane. je laisserai pas passer li nga xam ne moom la Karim di wax. Karim lu muy wax nii. mais c'est que man grand. xoolal man li may wax. li may wax nii. waaw non déggoo man damay Karim da ngay wax man may wax keneen di wax. c'est-à-dire nañu d'accord ni dañuy waxtaan dama ne la Ousmane Sonko c'est-à-dire li ngay wax. xam nga aussi Ousmane boo ñu mayee Pythagore may une minute. léegi nañu may Karim 2 minutes de temps 2 minutes bu yeggal li muy wax. léegi d'accord voilà kan xam nga 2 minutes man su ma waxee dara su ma paree après boo ci àndulee nga ne ma kat mais du ma bàyyi Karim wax li muy jàll wax buy jàll bi yow mënoo tere wax bi jàll dinaa ko feneen foo xam doo fa nekk te foofu moo ëpp audimat live bi Facebook bi comprendre kon su may wax dara yow déglu ma rek man su ma paree sama 2 minutes yow nga jël sa 2 minutes du ma la dagg bi nga ko defee noonu rek mu nice quoi mais wax bi day jàll li ma gëm di ko wax day jàll par force Sénégal laa nekk di ko gars yi buñ ko def un débat buñ ko personnalisé baal leen ma rek mais nañu débattre quoi nañu waxtaan rek may ñu Karim ñëwal Karim 2 minutes nga am ñëwal ok léegi man dama bëggoon wax rek grand man maa ngi jégalu quoi si live bi si ni mu demee nii et tout c'était pas prévu et tout man xalaatu woon sax ni dina demee nii quoi invité yeeg ñuy toog di débattre man sama gëm-gëm la li ma wax dafa leer dama ni Sénégal dama koy répété waat quoi Sénégal amul leader Sénégal Macky Sall yàq na fichier électoral bi élection bu amoon tey Macky Sall mooy gagné Macky Sall dina dem ba 2024 def 3e mandat Macky Sall yàq na fichier électoral bi loolu mais Tounkara bàyyi ma yeggali ngir yàlla waaw vas-y waaw léegi nag stratégie ak technique politique beeg
xam-xam bu nice bi yëpp doxal leen ci loolu ñu dem ngeen xool ak Macky Sall nañ dem man loolu laa amal lu may wax maa ngi jégalu bu baax a baax nag. maa ngi jégalu bu baax léegi